acca salaamaaleykum samay mbokk internet salaamaaleykum képp ku safoo di seetaan li nga xam ne rek mooy RTT TV télé bi nga xam ne jamono ji moo innové wu toj àdduna ak wéngel képp te Thiès kaay dëkk ñaari gaar ngeen di am nag ki nga xam ni mooy plateau fin d'année muy DJ Mbeus borom RTT borom yëngal gësam xale bu góor bu feresu bi gëm boppam bi doomu jaari saw bi doomu Ousmane Ali Baro bi di bëggee àdduna ak wéngel képp di bëggee le PGD Mamadou Seck di ko bëggee bu baax a baax di bëggee caméraman yi nga xam ni mu ngi ci caméraman bi di régie ma koy wax Doudou ak sama waa ji maam Alaaji ak Amina ak sama waa ji sama animateur bi ak Baye Fall yi ñu fekk fii yëpp ñu leen di béggee bu baax a baax di béggee tamit ki nga xam ne tey moom la ñu invité Thiès war koo xam bu baax a baax xam ki ñu invité kan la ki ñu invité nag ci kanam di ngeen ko gis kan la ñu invité ki nga xam ni nee naa la mooy trésorier fi nga xam ni mooy association des terres les regroupements des terres ma tey ma dalal ko plateau bi nga xam ni mooy fin d'année bu Thiès kaay bu RTT TV bu DJ Mbeus yëngal gësam di wax ni salaamaaleykum noonu rek nee naa leen secrétaire bi nga xam ni moo nekk les regroupements des terres de Thiès ma fas yéene jàkkaarloo moom mu ngi nii ci sama plateau ma fas yéene toog ak moom toj ak moom waxtaan ak moom ci RTT ci année bi nga xam ne mooy année bu bees bi ñu nekk sama sëriñ siyaar naa la. waaw maa ngi lay delloo ziar bu baax a baax sama sëriñ. maa yaa ngi am jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax. léegi waa télé baa ngi nii. di la seetaan ngay. secrétaire boo xam ni ci regroupement des terres nga bokk. ñu nekk ci plateau bi nga xam ni mooy plateau DJ Mbeus borom yëngal gësam. xale bu góor bi nga xam ni li muy def saf na ndaw ñi saf na mag ñi. tey ma invité la tey ci plateau bi pour fas yéene waxtaan ak yow. di la laaj tey ci fin d'année bi noo ko gisee. nga nuyoog télé te spectateurs yi ba pare. ginnaaw bu ma nuyoo ak képp koo xam ni yaa ngi safoo télé RTT TV. muy télé regroupement des tailleurs ñu dippee ko la télé des artisans. pour généraliser. ñoo ngi ziar ñëpp képp koo xam ni yaa ngi suivre télé bi ak bépp internet boo xam ni yaa ngi nekk ci YouTube bi comme yaa ngi nekk ci Facebook bi fépp foo xam ni RTT TV mu ngi fay jàllale ay image am ñi ngi présenter nos meilleurs vœux au nom de tout le regroupement des tailleurs de la région de Thiès par la voix du président Mamadou Seck ñi ngi présenter nos meilleurs vœux képp koo xam ni yaa ngi bokk ci regroupement bi nekk doomu Thiès di la ñaanal atum naataange at mi ñuy dugg muy 2022 yàlla na dàq at mi ñuy génn muy 2021. jërëjëf dégg ngeen ko nu mu nuyoo trésorier bi dégg ngeen ko nu mu nuyoo ki nga xam ni moom mooy présenté fii ci Thiès kaay képp koo xam ni ci regroupement de terre nga bokk ngeen dégg ki mu nuyu léegi muy Mamadou Seck ma koy nuyu waale bu baax a baax suñu PGD boobu nga xam ni mooy président des terres di ko bégg bu baax a baax mais dama toogalaat keneen ki ma toogal kan la ki ma toogal di ngeen ko xam léegi di ngeen ko gis léegi mooy Cissé d'or nag soo ko déggee nee naa la kooku da nga koy bàyyi xel bu baax a baax année bi aneem la te moom xale bu mun a ñaw macha allah moo tax ñu tuddee ko Cissé d'or xaaral ma jox leen ko ngeen xool ko. asalaamaaleykum mbokki Kees ñoo ngi nuyu képp koo xam ne artisan nga di nuyu wax dëgg yàlla DJ Mbeus moom mi ñuy invité ci plateau bi te bu ko neexoon du ko ci fekk waaye cër la mu boole ñu ci kon ñoo ngi koy nuyu di nuyu tamit V secrétaire général regroupement des terres de la région de Kees merci di nuyu ñëpp ñi nga àndal ci plateau bi mooy say caméraman ak say assistant di nuyu nag suñu président Mamadou Seck mi yàlla dogal moom ci ayam ci la télé bi judd ñu tuddee ko RTT la télé des artisans. jërëjëf dégg ngeen Cissé d'or léegi nu mu nuyoo nee naa leen kooku jamono ji bàyyi koog moom ci ñaw ci loxoom xale la boo xam ni gëm na li muy def mun na li muy def macha allah te gis ngeen ko ni muy doxalee bu baax a baax fi nga xam ne rek mooy goxu Thiès kaay dëkk ñaari gaar muy doomu Thiès gis ngeen défilé bi nga xam ne rek moom moo ko def organiser ko fi nga xam ni mooy koroog ca le 24 fële ca préfecture bi ànd ceeg képp koo xam ne téyër nga ci Thiès kaay dëkk ñaari gaar léegi ba tey rek ñu ngi xuusaat rek àndaat ak ki nga xam ne rek nee naa la mooy trésorier les regroupements des terres ma koy laaj année bi ni mu ko gisee laaj ko ñoom nu ñu def ba sos télé bi gis ni ñoom télé bi macha allah mu ngi jóg ñu laaj leen ba xam seen télé bi ndax da ngeen am ay partenaires yi leen di gunge wala lan la. waaw DJ Mbeus laaj boobu yaakaar na dafa am support. support bi mooy. télé bi si boppam dafa am loo xam ni moo ko boot moo ko téye. kon wala ñoo wax si télé bi day yomb. parce que lépp lu am support yaakaar naa boo waxee support bi rek dinañ xam. attan na ko wala attanu ko. dëgg la ñëpp a xam ni regroupement des tailleurs de la région de Thiès. OPA la boo xam ni mën naa ni exemple la au niveau national. parce que loolu du ñun ñoo ko wax. les autorités étatiques
le ministre du tutelle le président de la chambre des métiers et genre ñi nga xam ni foofu seen domaine la ñoom ñoo wax ni vraiment les tailleurs de la région de Thiès seen OPA bi nu muy doxee raar na du ma ni sax amul mais kon raar na au niveau national OPA buy doxe noonu loolu moo ñu permettre aussi xëy na kii yu bëri projet yu bëri buñ ko dee réaliser xëy na peut-être de non dina nekk lu ngand mais bu ñëwee ba si ñun day yomb parce que lu tax muy yomb mooy support bi ma la waxoon def fi nekk support bi moo nekk lu assuré lu garanti loo xam ni dañ kaa togg ba mu ñor xomb wutal ko ay konu yu dëgër ba luñ ci teg mu oyof loolu moo waral télé bi vraiment xëy na nit mën na ci xalaat lu nekk mais lépp daal si biir tailleur yi la pour le moment voilà waaw jërëjëf ngeen dégg kàddu yooyu noonu mu biral ko kàddu yooyu pour ñeen ñi nga xam ni ñeen a xamul ngeen déglu bu baax ki nga xam ni nee naa la dara la ci biir kër gi dara la ci biir tailleur yi dégg ngeen ko bu baax a baax xam ngeen ko bu baax a baax du nuyuwaat ñëpp ñoo xam ne tailleur la ci Thiès kaay dëkk ñaari gaar mais nag dafa am lu ma jaaxal muy dama gis ni tailleur yi dafa am ki fi nekkoon ci 2021 nekk fi di liggéey ngeen jël wàccee ko jox Mamadou Seck président bi lan moo poussé ba ngeen yëkkati ko jox ko Mamadou Seck tamit xam nga tamit damay yàgg dama nit ñi dañoo ne est-ce que faru leen ci Mamadou Seck de trop ba mu jar ñu gis ngeen yor télé ñu gis ay sponsors yoo xam ne tamit ñu ngi leen di jàppale bu baax a baax ngeen am doole bu baax a baax Thiès lan moo waral loolu waaw xam nga fi nga wax léegi foofu nga wax dafa baax a leeral organisation boo gis démocratie dafa war a daw dëgg la surtout ñun tailleur yi si démocratie boobu moo waral ñu nekk si suñu 3e président parce que kenn umpalewul ni kon am ngeen 3e am ngeen 3 président ñu ngi si 3 kan mooy seen premier président suñu premier président maa ngi koy nuyu de passage muy lépp ci 2021 bi non regroupement bi ñu ngi ko sos en 2009 en 2000 waaw 2009 bi ñu koy sos aussi ñëpp a xam ni si ay moment ay jafe-jafe ay difficulté ci la juddoo parce que boobu ñi ngi mën a benn combat boo xam ni ñëpp a xam ni lu ñaar man ñett ñoo ko dàq ñu xam ne aussi lu ñuy xeex pour ñu xeex ko réussir ko faaw ñu def wenn say waaw mbooloo moo gis nag am na kuy jiitu loolu moo waral regroupement bi juddu en 2009 si ay jafe-jafe yu demee ni coupure courant yi fi demoon yi fi amoon en 2009 ñu bëri fekke nañ ko mu nekkoon loo xam ni su touché woon na tailleur yi bu baax a baax ci seen plan économie parce que demoon nañ ba mënatul liggéey ñëpp a xam ni tailleur ak courant moom ñoo ànd ak monde bii ñu nekk moo waraloon ñu organiser wu def wenn say woowu ñu defoon nag ñu wutoon ñu amoon benn njiit bu ko jiitee porte combat bi ñeneen ñi topp si ginnaawam ñu koy wax monsieur Ndiaga Wade di ko féliciter di ko jaajëfal aussi xam ni loolu mu fi defoon bien vrai que yàgg na 2009 ba 2021 yàgg na mais nag ba léegi buñ toogee dañ koy wax parce que lu ñuy wax lu jiit njaag mooy njaag waaw lu am na lu jiit njaag mooy njaag waaw noonu la koy olof di waxee voilà dëgg la kon moom lépp mooma mu def ci combat bu am solo xeex ci lim ci war a xeex ba ñu organiser wu def ko regroupement comme que nag organiser wu nañ ba mu nekk regroupement aussi du caagante ni rek moom da koy jiite rek di dem pour ñu dawal démocratie après ñu xool nan la ñuy organiser wu di def ay élection ba am 2e président am 3e président ba yàlla dogal tey Mamadou Seck nekk fi waaw jërëjëf dégg ngeen ko lu mu wax bu baax a baax mu ngi noonu ba tey ñu ngi ci waxtaan rek mais nag damay jàllaat nag ci sama côté fi ma ci jàll xam nga ni dama invité ki nga xam ne mooy Cissé d'Or te Cissé d'Or moom soo ko déggee moom daanaka moom dafa ëmb lépp ci àdduna kon daanaka dama koy yëkkatiwaat micro bi rek am lu ma ko laaj moom lu tax moom tamit ñu tuddee ko loolu lu waral tur boobu ndax mun a ñaw la ndax xarañte la ndax lan la man mii di animateur ñawala gooma de xam naa nag di nga ma ñawal incha allah dinañ la ñawal maanaam Cissé d'Or boo ko déggee tëbu ñu woowee ma ko wala yàlla am lu ma may ci ñaw ñu ma koy woowee demoon noonu yàlla dafa demoon am benn compétition boo xam dañ ko tuddee Cissé d'Or avant nag ñuy dem national dañuy wël ci région yi ñëw région de Thiès région de Dakar ñëw région de Louga ñu xool ay tailleur boole leen ñu compétir ñu def benn compétition les compétition bi nag léegi ku fa jël première yow yaay représenté Thiès au niveau national yàlla nag dogal na ñu ñëwee Thiès ak suñu moromi tailleur suñu borom nag jukku ma si
ma jël première. est-ce que waaw bu ma jëlee première nag man maa war a dem représenter Thiès au niveau national. loolu la ñu may waral ñu may woowee. Cidre d'or dëgg la waaw mu doon kaddu yoo xam ni kaddu yi leer ci askan gi la kaddu yoo xam ni dina leer ci ñi nga xam ne ñooy seetaan internet bi di RTT TV ak ñi nga xam ni ñoo ñu safoo di ñu bége ak année bii nga xam ni muy année bu bees année bi nga xam ni tamit ñu ngi ciy ñaan yàlla defal ñu ci xéwal yu dul jeex yow année bi ñu la ciy ñaanal tamit liñ la fal ci année bii nii mu doonaat beneen année bii ñëwaat bi ñu falaat la ci lu gën a kawe loolu di la ñaanal bu baax a baax naan la loo mën a def benn def ko fukk loolu la Sénégal wax parce que dama déggaat nag sa jaww xam nga ñun moom dañ di animateur mais ñun dañoo xaw a sopp dañoo dégg sa jaww ñu ne korog défilé bi ñu doon défilé sa loxo mu ngi ci jógu ci lan moo waral loolu. waaw xam nga man défilé bi. damay faral di wax ne défilé bi moom bu ñuy ñëw di laajte. bu ñu dem ci kenn dañuy ñëw laaj ma. te bu ñu ma laajee naa leen wax fan la tàmbalee ba fu mu yem. ndax yàlla dogal na bu ñu koy première année bi ñu koy njëkk a def. man bokk naa ci téer yi si njëkk a défilé. boobu année bu mujj bu ñu koy def yàlla dogal na si ma bokk téer yu ko mujj a def kon mun naa 7 édition yëpp man 7 édition yëpp défilé naa si. ba Mamadou bu mu ñëwee bu yàlla dogal si diggante bi ma gagné fi Cidre d'or mun na ma kat yow toll nga foo xam ne waratoo topp défilé yi rek mun nga défilé si yeneen plateau waaye défilé yi 24 décembre bi daa am loo xam ne yow da nga ko see xam fekk ko si dund ko si kon loolu war nga accompagner say rak accompagner xale yoo xam ne ñoom dañu laa teg bët wan leen yoon bi nan la ak naka la moo tax défilé boobu ñu dénk ma commission culturelle ak sama jigéen Aïda Fall ñu yor ko Aïda na ma moom daanaka yow comme que doxalal daal moo waral man défilé bi ma nduru ko ma gën see fës waaw xam nga nit nag maa ngi woon ci défilé bi mais gis naa la taxawaay bi rafet trop macha allah ngay organiser di ko teg ci axe regroupement bi daal ma gis leen ñu ma kontaan ci ñoom man dama doon naan jamono est-ce que Thiès am na regroupement des tailleurs est-ce que Thiès am na loolu mais ba ma déggee ngeen am président bi nga xam ni ndeysaan ku baax muy Mamadou Seck ki nga xam ni soo ko waxee àdduna yëpp koy xam koo xam ni ku baax la ku yaatu ki nga xam ni kuy dimbali askan gi tamit parce que regroupement des tailleurs li mu ëmb daa bëri li mu boole daa bëri ba ngeen sot si télé kon yéen dañ leen di def rek di leen ñaanal di leen wax yàlla na leen yàlla defal jàmm defal leen gudd fan ak wér waaw di la wax ni nag korog nag ba ma fa nekkee gis naa sa organisation mu rafet macha allah mu nice défilé bi doon mu neex est-ce que défilé bi génn ngeen ci à 100%. waaw défilé bi bu doon benn promoteur moo ko organisé kooku day xool moom lu mu si wut wante ñun ay tailleur lañu te tailleur alalam mooy défilé kon ñun bi ñuy def lu ñu moom kon du ñu xool ñun lan lañ ci war a am dañuy xool ñun lan lañ ci war a def ba suñu regroupement bi gën a fës lan lañ ci war a def ba xale yi xam ne ñu bëri ren ñoo ngi soog a ñëw défilé lan lañuy fexee defal leen benn plateau boo xam ne ñoom dinañ génn te nañ xam ne lii ñu ñëw ñoom seen yëf la loolu mooy objectif bu njëkk bi ndax yenn participants yi bu may faral di wax ak ñoom dama leen ni wax man sama objectif bu njëkk maanaam ci défilé mooy lan mooy yéen participants yi ngeen am amouru défilé ñaareel bi boo leen ci génnee tamit ngeen xam ne yéen fi ngeen ñëwoon yéex ngeen ko def wax dëgg yàlla loolu yàlla may nañ ci réussite en 100% bu dee côté mobilisation organisation foofu amul lu ñu ciy wax. macha allah kon organisation bi rafet na trop. waaw ñu ciy def kontaan continuer. gis nañu waa RTT seen liggéey bu rafet. gis xale yi nga xam ne ñoo nekk ci technique bi. ñoom tamit macha allah ñu doon ay jàmbaar. ma fekk leen fa ñuy nekk ci liggéey. macha allah ñu leen di ñaanal rek. yokk ba yëg ko rek. lañ leen di ñaanal. ak yokk ñaan tamit RTT tamit jëm ca kaw ca kanam. ci année bi nga xam ne mooy année bu bees bi ñu nekk bi. ñuy ñaan yàlla defal ñu si suñu télé bi gën a xéwalee gën a ful. léegi yow lan ngay wax sa ñi nga xam ne ñooy sa mbokkum téye. waaw nga leen di gën a conseillé ci regroupement bi pour ñu gën a mën a ñëw dooleel Mamadou Seck dooleel télé bi dooleel li nga xam ne mooy regroupement bi. waaw mais balaa may du avancé foofu. daa am fu ma nekkoon dama fay bañ a génn. maanaam loolu bi ñu ma ko joxee. pour ma doxal ko. du daaka ñëw nit ñi wala gën leen xam. xëy na benn confiance bu président am si man. benn confiance bu mbooloo bi am si man. parce que président dama koy faral di wax. ñu bëri xamuñu ko jamono ji sa laa koy faral di wax. man ak moom yàlla dogal. ñoo bokkoon école Monsieur le Grand bokk noonu école la classe la ñu bokkoon. classe mais mënoon na jàng est-ce que non moom macha allah moom côté boobu moom macha allah yàlla dogal ñu bokkoon classe. ba yàlla dogalee ñu bokk classe tamit ñu dëkkoon jaxaw même koñ. muy rukki lotti
sama koñ. mais grand fi ngeen dëkkoon rëb na de. waaw waaw rëb na de. waaw diggante bi yàlla def nag mu jugee mu dëkk Thiali man ma continuer jaxaaw ba yàlla dogal àdduna di doxaate bu ma ñëw koñ bu mu dëkk moom ma ñëw am fa soxna. dëgg la kon xam nga loolu du hasard. du ànd waaw yàlla am na lu ñu waaw yàlla am na lu mu ñuy boole pour ñu war ko mun a. waaw kon tey ba yàlla dogal ñun tamit ba benn jamono ma ñëw ñu bokkaat même atelier toog di liggéey. bokk nañu atelier 4 ans. muy doxal ci défilé bi loo xam ne man gëm naa man su ma ñëwaatee ci défilé bi du doxal ba am réussite dama naan ci moom laa ko jàngee. te kon lu ma koy faral di wax même lu mu doon sama classe. mun naa sama kilifa la. parce que koo xam ne moo jiite tailleur yi. kooku sama kilifa la kon man du ma xoolee kii du ma ko xoolee ay bëtu classe lañu. wala bëtu moo kii man sama kilifa laa koy xoolee. wax dëgg yàlla mu doon ko kilifa boo xam ne neex naa tiitaroo neex naa ndamoo. parce que nit koo xam ne ay soxla jàmbur wala ay soxla ñu mu jiite moo ko gën a soxlaam. kon kooku boo ko amee da nga koy ñaanal mu yàgg fi te wér. nga xam ne moom bu fi yàggee te wér lépp loo leen bëgg wala lépp loo leen xëcc mu tëw a ñëw moom bu si incha allah bu fi yàggee rek dina ñëw. waaw beneen appel bi may def ci regroupement bi. surtout rawatina jeune tailleur yi. dama leen naan lii seen yëf la. nit ki li nga bokk ak li nga moom ak li ñu la boole da nga ko war a ràññee. te nit lii ñoo ko moom. nit ki nag doo toog foofu ne ñi ñëw di la indil wala naan fii la yem da ngay ñëw dugg si. xam ne am nga si cër. nga ñëw jël sa cër doxal ko. parce que regroupement bi damay faral di wax naan ku ko won ginnaaw tey. bu subaa da nga daw si ñëw. te loolu bëri na fi am na ay cas yu bëri yoo xam ne am na ay téere yoo xam ne dañu si am plaignant regroupement bi mooy taxaw jël xeex ba yàlla may leen si ndam. kon loolu yëpp ñeneen a ngi koy def ci regroupement bi. regroupement bi déggul ma la. am na ay ñoo xam ne tey jii nii. di amee problème maanaam seen place yi waaw. nga jékki-jékki ñëw ci Mamadou Seck nga xam ne moom mooy président mooy ji. waaw nga waxtaan ngeen jéem ko xool ni ngeen ko arrangé. waaw kon yooyu yëpp da ciy am. man gis naa ñoo xam ne laa man sama bët moo ma may. du ma ne maa fekke wala du ma ne dañ maa nettali. dëgg la sama bët moo ma may. dëgg la am suñuy bokk téere yoo xam ne seen contrôle dañu ko ne da jët buddi. Senelec war ko buddi. Mamadou Seck moo si wax ba ñu ba ko fa. est-ce que am si ñoo xam ne dañuy am ay problème bon de couper wala ñu couper seen kii. Modou moo siy dox wax ba loolu ñëwaat. kon kooku te booba bu mu koy def. fekkul mu doon jiit. kon mu demee bu doon jiit nag kon yaakaar naa loolu motivation boobu noonu mu dem def kon tey lay gën a yokk. xanaa waaw loolu nag laa si am pour l'instant. ba yenn ba kii ñëwaat gis nga dégg ngeen lu mu wax ñeen ñi nga xam ni ñeen a safoo di seetaan RTT ak ñeen ñi nga xam ni ñeen a safoo di seetaan di jëmbës borom yëngal gësam ñu fas yéene waat yëkkatiwaat micro bi rek nee naa leen bàyyee du ma ko si sa door du ma ko musa bàyyi kii day toog ba ci kanam ma doog koy yeewi kon dañuy delluwaat rek xuusaat yëkkatiwaat sama micro ma jox ko ki nga xam ne rek nee naa la mooy ndey mbill mi ki nga xam ni nee naa la du ci slip mais caay la ci biir kër gi moom tamit si regroupement des tailleurs te xam ngeen ko mu doon daanaan ju mag mu ngi nii ma toogat sànq ba tey di ko posé samay question mais DG ma leen laaj ba xam 2021 bi li ngeen ci jotu dund ci lu metti li ngeen ci jotu dund ci lu neex li ngeen ci jotu dund ci li nga xam ni ci téere yi la lan moo leen ci gën a metti ci 2021 bi. waaw loolu sant yàlla alhamdulilah rabi alamin parce que mën naa ni lu metti du lu metti xëy na coono la. mais coono bànneex la. parce que ñëpp a xam ni jongante yombul. te jongante bi aussi mënul woon a ñàkk parce que comme li ma la wax léegi démocratie lañ bëgg a def. regroupement la ñu yor. loo xam ni mbooloo ñoo ko séq ñu wax région de Thiès marché Thiès yëpp 11 marché yëpp ku nekk am président am mbooloo mu jiite kon bu ñu demee ba war a tànn aussi war nañ teg démocratie képp ku bëgg a jiite am nga droit taxaw ni damay jiite. Ndiaga Wade moo fi nekkoon 2009 ba nekk fi benn diir ñu dem jongante moom rek moo fi falu te jongante amul parce que dafa porté woon combat bi nit ñi topp ci ginnaawam. bi loolu amee ci gàttal rek bi ñu demee ba nga xam ni moom sentir na ni léegi mbooloo mi pour mu dox carrément il faut ñu xool di changer njiit yi. ñu teg nan lañ war a changer njiit yi. ñu ni comme que loo xam ni la ku nekk bëgg nga ko doon aussi. nañ jox ku nekk cëram rek loolu moo indi jongante bi. bi ñu ko jongantee yàlla dogal président Ablaye Ngom. marché Grand Caisse. nekkul woon marché central du moins nekk marché Grand Caisse moom aussi jiite ko def ci ay jéego yu am solo. def ci liggéey bu am solo tey jii li fi indi Mamadou Seck yaakaar naa foofu la jóge ndaxte Mamadou Seck si jongante boobu demoon na ci ak Ablaye Ngom waaye comme que dafa amoon volonté ni dafa bëgg a liggéeyal tailleur yi yaakaar naa boo jongantee aussi ñu gañe la du tax nga ni gañe nan ma rek kon mënatuma liggéey parce que liggéey bi liggéeyu équipe la da ngay jiitu rek
am équipe bu nekk sa ginnaaw dëgg la. tey jii man maa ngi toog en tant que secrétaire général am na secrétaire général bu fi jaaroon boo xam ni muy Ibrahima Fall ñu koy nuyu di ko jaajëfal di ko jox wàccuwaayam ñaari président yi fi jaar yëpp moo leen accompagner kon yow waaw kon yow am na ku njëkkoon a nekk secrétaire avant ngay nekk effectivement secrétaire ci regroupement des tailleurs. bureau bi moo changé Da ngeen a changé lépp waa ba fale kay beneen président. boo falee président ba pare président bi aussi day am légitimité changer bureau am waaw wut beneen équipe am bu ko accompagner si liggéey bi loolu lépp nga gis ni rek kon ñun dañu organiser wu Dëgg la. parce que li waral président bi di changer secrétaire général bi di changer trésorière bi lu bëree bëri même ba si les présidents marché bi ñu defee présidentiel bu mag bi muy le président régional à travers les marchés aussi marché bu ci nekk dañ fa wàcc organiser leen ñoom ñi def seen élection marché bu nekk am président kon mën naa ni bu ma dee wax jafe-jafe wala coono loolu moo fi jaar muy installation bureau yu bees yi ak élu yu bees yi nga xam ne ay élection moo leen doon fal jongante nag yombul da ngay bëgg sa moroom bëgg waaw si biir jongante boobu tamit buñ demee bay jongante xëy na dina am taxawaay buñ taxaw mais buñ jongantee ba kenn falu rek ñëpp dañuy rangé wu ñu ànd liggéey loolu daal mën naa ni moo fi jaar si jafe-jafe mais li fi des lépp sant yàlla la parce que jiite aussi yombul jiite yombul boo jiitee di nga am programme président Mamadou Seck depuis mois de mars bu mu ñëwee mën naa ni sax defagul 1 an parce que mars ak léegi si 10 mois lay tollool waaye aussi def na fi ay réalisation yoo xam ni xëy na mën waxtaan bu am solo nekkoon ci point nga wax ci président bi nga xam ne ñoo fi jàll ak yeneen léegi lan ngeen visé wu ak lan ngeen réalisé ci année bi nga xam ne mooy 2021 bi waaw 2021 bi ñu génn comme fi ma yemoon léegi ni ma la ko waxee woon ñi ngi commencé président bi ñu ngi ko élire le mois de mars ce qui fait que diggante boobu ak léegi ñëpp a xam ni 10 mois la waaye 10 mois yoo xam ni sant yàlla la parce que jot nañ fi réaliser ay projets yoo xam ni xëy na nekkoon na en cours si yeneen président yi mais bu ñu dikkee aussi si ndimbalul suñu borom ak kàttanam mën nañ ko accélérer ba mu réaliser wu bi ci jiitu mooy yàggoon nañu mébét lu demee ne mutuelle de santé waaw mutuelle de santé parce que comme ni ñu ko waxee d'abord la santé lépp looy def wër-gi-yaram da ci am solo moo ci jiitu bu ñu dikkee aussi am nañ fi benn convention de partenariat boo xam ni ak mutuelle de santé Dabaax non seulement suñu projet réalisé wu na mais ñoom ñin defal convention bi gis nañ ci seen bopp parce que li jara leeral mooy tailleur yi nekk nañ benn nombre important boo xam ni tey jii ku ñu lëkkalool aussi doo ko réccu dëgg la parce que mutuelle de santé Dabaax boobu bi ñu lëkkaloo ak moom 500 carnet 500 carnet de santé j'ai bien dit 500 yoo xam ni jox nañ ko le président Mamadou Seck mu dugg ci biir tailleur yi nga xool carnet bu ci nekk war a boot 11 personnes kooku ban nombre de personnes nga dugal kon yaakaar naa ñooñu gis nañ ci seen bopp ñun aussi suñu projet réalisé wu na deuxième projet bi mooy li ñuy wax muy RTT TV li waral coow li tey lu ñu permettre tey jii jéggaaniwun dara xëy na doon na am mais doon na jafe plateau yi ñuy def ak suñu manifestation yi ñuy jàllale et tout ça doon na am mais facilité bi ci doon am yombul woon comme nii parce que suñu lu mu neex sama moo ko dàq waaw tey jii dañuy wax suñu télé parce que dañ ko tuddee télé des artisans pour yaatal ko pour ñëpp dugg ci mais en particulier tailleur yi ñoo ko initié ñoo ko dox ba mu sotti mu nekk projet boo xam ni réalisé nañ ko li ci topp aussi ñëpp a xam ni tailleur yi dañ leen a bàkke woon baatu tailleur yi dañu informel baatu informel boobu taxoon na ginnaaw bi nga jàngee sa métier ba man ko xarañ ci jàng ko ay at am na ci loo xam ni ki nga xam ni jàngul woon métier mi fa loxoom di jot sa loxo du fa joti parce que xëy na moom dina dem formaliser wu si turu métier bi sans pour autant que mu nekk pratiquant mais formaliser wu ne si ay këyit ba nekk ci benn cadre boo xam ni tey jii mën na ñëw sax di la commander loolu aussi ñu gis ni faay bu metti la si tailleur yi mu ngi indi benn exploitation boo xam ni si biir tailleur yi jéggi na dayoo ba tax na ñu bëri ñi ngi découragé wu parce que dañ doon wax naan métier mi ñi ci nekk léegi duñu tailleur ñoom ñoo ko téye ñoo ko kii fekk aussi état këyit la xam état këyit la xam loolu aussi nekk na si suñu jéego yoo xam ni def nañ ci ay jéego yu am solo ba tey jii mën naa ni
les 75% des tailleurs formalisés wu nañ waaw ñii am nañ ay petites et moyennes entreprises yoo xam ni monté nañ ko am kayit yu ñu war a am ba fépp foo xam ni nit war na fa soumissionner pour gagner fa marché si lu jëm si métier mi tey jii tailleurs yi taxaw nañ ce qui fait que loolu moo ñu permettre sax blouse scolaire yi nga xam ne état bi lancé na appel d'offre bi vraiment tailleur yu Thiès yëpp ñu ngi si benn attente boo xam ni ñun ñëpp ñu ngi koy xaar ñu ngi foofu tamit ñu ngi soññu état bi di soññu ministre de l'artisanat ak le président de la chambre des métiers xamal leen ni ñu ngi si attente boobu ñu ngi koy xaar si biir xaar boobu tamit si projet yi ñu réaliser tax na ñu def ay jéego si formation yi formation bu njëkk da nga doon xaar benn organisation may la formation wala état bi maye ay formation et genre mais tey jii si suñ biir ak si liggéeyu président Mamadou Seck ak équipe bi fi nekk ñu xam ni formation mënta ñàkk te yàlla dimbali nañu aussi si biir tailleur yi am na ay formateurs des formateurs mën naa ni je peux dire international comme ni ma koy waxee parce que formateurs yi fi nekk sont formés par des internationaux yoo xam ni ay belge lan jóge fu sori ñëw former leen ñu nekk ay formateurs nekk suñ biir de passage ma ci remercier ku mel ni monsieur Abdou Khadir Wade vraiment mu nekk ku jàppale tailleur yi si wàllu formation si ay facettes yu bari nag di ci déplacé wu di dem si marché yi comme ni ma ko waxee léegi marché bu nekk di am formation centre de formation bi aussi jàngalekat yi fi nekk am nañ seen formation yi ñu waroon a am ba mën a former xale yi yooyu yëpp nekk des projets réalisés yoo xam ni actuellement du ma wax ci lañ jëm mais ñu ngi koy doxal muy dox voilà jërëjëf dégg ngeen ko kàddu yi mu wax ñeen ñi nga xam ni ñeen a safoo di seetaan RTT ak ñeen ñi nga xam ni ñeen a safoo di seetaan li nga xam ni mooy suñu YouTube mu ngi noonu rek lay demee baaxul ah moo tax mënul dem da waa fàtte téléphone ba andi ko baal ci yéen ci bi du lii moom mooy ngeen ma cee dàq moom ndax dëgg na yàlla lii di yor lii rek dàq la dëgg na yàlla erreur la maa ngi jégalu de oh acca mu ngi noonu gis ngeen ba tey rek ma leen koy wax rek ñeen ñi nga xam ne ñeen a safoo di seetaan RTT TV ñeen ñi nga xam ne ñeen a safoo di seetaan internet bi dégg ngeen li nga xam ne mooy trésorier bi lu mu wax ci téyeer yi dégg ngeen li ngeen xam ne dëkkal na leen ko seen i nopp pour ngeen mën a xam bu baax a baax li leen wax ni rek tey nii laa ko invité pour mu toog wax ci fin d'année bi ma lay wax looy tàggatoog askan gi ak looy wax sponsor yi nga xam ne tamit ñoo leen jàppale ci seen télé bi ba mu taxaw waaw jërëjëf Mbës d'abord bala ma dem si kenn ma njëkke si yow mi am xalaat bu rafet bi ndaxte xëy na am na loo xam ni leeral ko day baax boo séqeek say nawle dëgg la nga liggéey ak ñoom benn durée bi yàgg na yàggul mais fin d'année lañ wax dëgg la fin d'année nag moom boo ci liggéeyee ba at mi tëj aussi war nga def benn bilan bu ndaw rek wane li nga jot a liggéey di ñaan yàlla aussi yàlla kattanal ñu kattanal président Mamadou Seck mi fi nekk ak équipe am ba mébét yu mu am du mébét yu ndaw nag il faut nit ñi bàyyi ko xel mébét yu ñu am du mébét yu ndaw parce que tey jii lu demee ni centre bi ñu toog nga xam ni dañ fi nekk sous location regroupement bi moomu ko mën naa ni dañ ko téye nit ñi rek mais xaju fi sax parce que boo xoolee lu demee ne école de formation bi daaw def nañ première année mu am succès deuxième année bi succès bi mu amoon daaw waral na tey jii macha allah élèves yi macha allah am nañ élève première année ak deuxième année te lu ci nekk mat na classe kon donc loolu systématiquement rek la ñuy demee mais du loo xam ni xañ nañ fi foofu aussi ñu fay lancer appel bépp bonne volonté autorité étatique opérateur économique ak képp koo xam ni développement ñor na la ñu xam ni loolu social la parce que mën naa ni centre de récupération la parce que xale yi ñi ngi génn école du question que ni dañu ñàkk a jàng am na xale yoo xam dañu génn école par faute de moyens am na xale yoo xam ni dañu génn école par manque d'encadrement am na xale yoo xam ni dañu génn école ndaxte jumtukaay yu ñu war a am muy faute de moyen beeg yooyu yëpp amul léegi xale boobu aussi au lieu que nga bàyyi ko mu toog si kër ga rek ëllëg comme ni ñu ko doon defee mu dem bindu ji jànq wala ñu jox ko benn bàjjanam wala ñu jox ko benn tantam ce qui fait que xale bi du am benn notion si benn métier kooku tey jii centre regroupement des tailleurs mi ngi ciy bay waaram dëgg la
ñi ngi yore benn centre de récupération boo xam ni pour les élèves vraiment ñu ngi ciy gis seen bopp ñu leen di former parce que dañ fiy former ay xale yoo xam ni première année la ñuy def boo leen fekkee ñuy ñaw da nga naan ñii dañu jàng ñaw 5 ans wala 4 ans kon loolu social la kooku développement la kon kooku ñëpp la war kon ñi ngi ciy lancer appel lancer wuñ appel en tant que ñun lu ñu def suñu bopp mais pour le développement du pays moo tax ñuy lancer appel ñu ngi lancer appel pour ñëpp jàpp ci ak si yeneen projet yoo xam ni projet bépp boo xam ni regroupement bi teg na ko du nekk benn projet boo xam ni individuel lay doon du projet bu jëm si président Mamadou Seck du projet bu jëm si secrétaire général VJ day nekk un projet collectif boo xam ni bu sottee dina jëriñ ñëpp kon ñi ngi woo ñëpp ñu jàpp si regroupement bi xam ne njëriñu région de Thiès yëpp la njëriñu artisan yëpp la njëriñu tailleur yëpp la dëgg la jërëjëf dégg ngeen ko kàddu yu rafet yooyu mu wax xanaa kay di ko remercier rek di def kontaan continuer ci moom ngeen dégg ñeen ñi nga xam ne xamul leen woon ak ñi nga xam ne ñoo doon laajte luy regroupement de tailleur dégg ngeen ni mu ko waxee mu doon kàddu yu rafet ñu koy ñaanal yàlla def jàmm def tawfiix di la naan jërëjëf looy wax askan gi ak looy tàggatoo ak ñoom ñu ngi leen di ñaanal li ci des ñu mottalee ko ay ñaan comme que at mu bees la ñu jëm 2022 bi képp ku ko yàlla fekkeloo lépp bépp naqar boo amoon si 2021 bi yàlla na ko suñ borom wëlbati amiin mu nekk bànneex ci 2022 bi jërëjëf mu ngi noonu dégg ngeen ko kàddu yi mu wax kon daanaka ñu jëlaat kàddu gi rek nekkaat ci plateau bi ba tey jokko ki nga xam ne nee naa la mooy Ciza Dor xale bi nga xam ne jamono ji ci année bi nag moo ko yëngal nag macha allah nag muy téer boo xam ne ndaanaan la ba ñu tuddee ko Ciza Dor mu toog ak kan di jëmbës borom yëngal gësam acca sëñ bi siyaar naa Ciza Dor di ñëmbëf ñoo ngi lay ziaraat mbaa yaa ngi am jàmm baax a baax sànq ñu ngi woon ci concert bu neex nekk ci waxtaan bu neex nekk ci fin d'année nga wax ma ni carrément Ciza Dor bi dañ koo jël teg ko sa loxo xam ni am xëy na mérito nga ko te tamit effectivement ku la xool xam ni mérito nga ko parce que yaru nga dal nga te ba ma la invité ñëw nga ci dal ñëw nga ci yaru ma lay wax rek looy wax ci fin d'année bi waaw fin d'année moom lu ñu ciy wax moom gis nañu at bi fi jaar moom at bu metti la daal Covid beeg yooyu yàlla nañ suñu borom def moom yàlla na yem fii daal amiin waay ba at bi ñuy dugg at bi ñuy dugg mu neexaay boo xam ne dañuy jot a fàtte at ñaari at yi fi jot a jaar yëpp dëgg la te loolu yàlla mën na ko te dina ko def ndax la may faral di wax naan jaam moom amul leen du luñ ñaan te suñu borom moom moo yor lépp te yaakaar naa bu ñu sukkee ci suñu óom rek ñaan ko rek moom dinañu may parce que moom lu mu yor soxlawu ko da ko sàkk pour jaama bi kon bu ñu ko ñaanee mu may ñu ko du ñaan loolu daal la jot a ñaan di sant nag ak ngërëm ndax tey dama naan tey bu ñu demee ba Ciza Dor bi mu am si benn réussite bay wàcc final bi am na ñaan ñoo xam ne dama amoon mbébét maa nga ñëwoon Ciza Dor bi njukkalee leen ko muy président Abdoulaye Ngom mu fi newoon jamono jooju moom la tombé loon dëgg la ak président Beydi Mbaye ndax bu may waaj loolu ñoom encouragé nañu ma si soññe nañu ma si di ma si ñaanal yëkkati seen xaaj jox ma ko demal waaw ba yàlla def première partie bi ma am ci ndam mu desoon deuxième partie bi amaana tey bu ñu ko defoon man gëmu ndax bu may waxtaan ak ñoom pensaay téléphone par WhatsApp dama leen ne man bu kees bi jaaxaluma incha allah lu ma jot a défilé ci regroupement bi ak yeneen défilé yu ma jot a jaar am na expérience bu bëri bu ma may xëy na su ma si amee as tuut bu ma appliqué si bii damay romb te incha allahu rabi Dakar bi ñu jëm tamit gëm naa bu ñu demee dama fay am ndam kon da ngay waajal da ngeen yéen regroupement de terre ñooy dem Dakar wala yooyu yaay dem Dakar yow mi nga xam ne yaay Ciza Dor bi maanaam man maay dem waa regroupement de terre ñoo may bunge ñu def benn délégation bu am doole dem Dakaru Ndiaye jël Ciza Dor bi foofu indil ko waa Kees féetoo ko waa Kees est-ce que incha allah loolu moom lu ma njort bu rafet laa si am te danga koy am sax parce que fu ma koy teg fu mu ko teg xam naa ko ndax bu dee bëgg-bëgg bi am naa ko bu dee xam-xam bi tamit am nga ko suñu borom lu ma si may xeebuma ko te gëm naa tamit su ma nangoo toog su machine nangoo xalaat naa génn loo xam ne su ma demee day jommal waa Sénégal dëgg la du ma wax waa Dakar Ndiaye waa Sénégal lay jommal ndax suñu borom lu ma la may bul ko xeeb yow l'essentiel yaa koy jéem a dëgg la valoriser yaa koy jéem a génne bokk yokk si loo xam ne nit ñi dañuy naan lii saa fan la ko jëlee te loolu ñoo ngi ci liggéey bi depuis boobu ba léegi ñoo ngi ci liggéey bi xëy na dañuy ñaan jàpp nañu dat jàppaat dat jàpp dat par suñu borom dogalul xëy na suñu borom moo dogalagul waxtu bu ñu ko war a def waaye waxtu bi bu ñu ko war a def bu jotee rek
incha allahu rabbi dinañ dem jëli ndam li boobaa comme que amoon nañu yéen jox ko ñaari président yi te gis nañu président Mamour Seck tamit yàlla dogal na mu doon président jàmbaar incha allahu rabbi duñ koy jëli jox ko suñu ñetti président Beydou Mbaye président Ablaye Ngom président Mamour Seck dëgg la ñu feede ko dëgg la incha allah yàlla na ko yàlla def ñu ngi ci woo ñëpp ku ñu ñëw si yow ak ku ñu ñëwul jàppal ne bis bi sa bis la waaw xam nga ñun Sénégal dañoo tàmm na ñëwoo si man wala yëguma dëgg la te ñun nag suñu habitude la mun ñoo yëgal ñëpp tamit dëgg la ñoo dem fenn dëgg la ñu sañoon nag fépp fu waay nekk te nekk dañ fa ñu egg ci ñëw ba si yow ne lii la ñu bëgg ñëwal jàppale ñu si parce que sa yëf la li ñuy jëli instant yi du gëw su marché central wala moo gëw su jaxaaw dañu naa bi ma demee ci kii bi am benn renforcement de capacité bu ma demoon Dakar am na ay 4 mois duñ ma wooyee gëwsu booy kees lay may wooyee kon loolu wane na man lu may def kon du gëwsu région de Thiès moo ko moom dëgg la kon région de Thiès nag képp koo xam ne jàpp nga mbir bi sa yëf la sa yëf la ñëwul dugal sa loxo dëgg la di nuyu nag sama yaay ndeysaan yàlla moom du ma bëgg a wax ci moom sax wan maa ngi koy ñaanal yàlla na fekkee njëriñu njaboot yi ba fekkee njëriñu sët ak sëtaat yi ak sa njëriñ waaw te incha allahu rabbi dina ko def ndax yaakaar naa boobu ba léegi tamit waajur bu new fi wan moo ngi toog du ñu muñal dëgg la te bu ko neexoon dama mu sëy naa seen baay ba seen baay gaañu kon mën naa wuti beneen jëkkër dëgg la te bu ko ci defoon tamit ñun dañ koy fekk ci choix boobu parce que ñun suñu waajur moom choix bu mu jël rek foofu lañ koy fekk ci dëgg la di sant tamit sama jabar mooy yaay Mouhamed Seydina Mouhamed rasulillahi sama taaw dama ñaan yàlla am doom bu góor bu tuddee ko Seydina Mouhamed dëgg la suñu borom dogal loolu kon damay sant moo tax lu baax rek ngay am sant sama soxna bu baax a baax ndax dama naan luñ ko war a defal dëgg-dëgg defal mënuñu ko wala yenn bëgg-bëggam yu ñu ko war a matale wuñu te moo ñu koy suturaalee ba ma sàmba xamul lu ñu am ma sàmba xamul lu ñu ñàkk ñun dañuy génn te dox ñu defoon ñun ñoo ngi àdduna li si biir ndax sutura yàlla doy na te moom sutura boobu yàlla suturaale ñu tamit sàggewul suñu sutura dëgg la waaw loolu laa amul lu may wax dëgg la sant sama mag Sophie moom tamit mën naa sama waajur bu góor bu mu dëddoo ba léegi moom moo taxaw doon suñu mag doon suñu waajur doon suñu lépp kon moom ni koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla lépp lu muy yóotu yàlla na ko suñu borom matal daal kontaan nañu waaw Ciseaux d'or ba tey ñun nekkaat nee naa la ci laajaat la question boo xam ni rek mooy ci seen regroupement des tailleurs bi ngeen gis ngeen am ci télé bi nga xam ni mu ngi lëmbe dëkk bi mu ngi lëmbe YouTube bi am ay artistes yu mag a mag te maa ngi waajalaat instant bi ni beneen plateau boo xam ni mooy deuxième plateau bi xam naa ni si leen jëm léegi technique bi ñoo ngi ñu koy waaj a signalé muy sama jongoy may yi nga xam ni ñu ngi ci plateau RTT TV ku ci mel ni Penda Saliou ku ci mel ni Amina Poté sama xarit bi ndeysaan ak ku ci mel ni soxna ñoom tamit dañoo war a ñëw ci kanam yéeg ci kaw plateau bi si fin d'année bi ñu def lu rëy noo gisee RTT TV ak nan nga gisee innovation bi ni ngeen ko programmé ak nu mu neexee ci 2022 bi waaw moom RTT TV moom lu ma koy faral di waxee suñu yëf la te nit ki nag sa yëf moom lépp lu baax loo gis doo xaar kenn lu si wax leen da ngay dem jëli indi ko maanaam ñun téyeer yi ku nekk jàpp na war nga ñëw mën a def benn ñëw RTT mu defalee benn publicité donte ñoom duñ la fayee ko si nga bokk mais war nga mën a yëkkati as tuut jox leen mais est-ce que gars yi xam nañ loolu ñoom non gars yi war nañ ko xam kon baax na war nañ ko xam en plus tamit képp ko xam ne sax nit a ngi yëngu si benn mbir nga dem waxtaan ak moom indi ko pour mu sponsoriser télé bi wala moom bu mënut sponsoriser télé bi mu ñëw indi fi loo xam ne produit boo xam ne télé bi dina ko mën a publicité bu ko defee mu am lu jóge si télé bi dem si moom am lu jóge si moom ñëw si télé bi waaw loolu yaakaar naa bu ñu ko defee dina yokk jërëjëf daa mel ni Rizy ñoo ngi may signaler di ma wax ni temps bi dafa jeex parce que émission yi fin d'année yi dafa bëri gis dégg nga léegi li ma la wax am ñoo xam ne dama leen invité tamit war a toog ak ñoom waxtaan ak ñoom ci fin d'année bi di wax nga tàggatoog askan gi tàggatoog waa RTT Sénégal jëm ca kanam waaw lu may tàggatoo waa askan bi moom kon lu ma ko waxee woon sànq dugg si atum jàmm ba projet bi bépp projet ba nit am ak foo mën a féete suñu borom dogal projet boobu sax lu kawe sa njort parce que àdduna loolu rek la ñun amuñu fi lu dul xëy war a uti dara wala ñun dans 2 ans wala dans 3 ans bëgg nañ def lii bëgg nañ mu am réussite ñu ñaan yàlla képp ku ci nekk rek suñu borom defal la loolu acca mu ngi noonu di wax rek jokko njël yow tamit nga xam ni yaay Ciseaux d'or di la bëggee bu baax a baax di bëggee assistance boo xam ni tamit maa ngi toogoon moom ci plateau fin d'année bi di leen ñaanal jàmm di ñaanal acca mu ngi noonu gis ngeen première partie baa ngi noonu ci fin d'année bi ma invité ci woon ay ndaanaan invité ci woon ñoo xam ni ay ndaanaan la deuxième partie bi nag ci laa jëm nii invité ci ki nga xam ni nee naa la mooy jigéenu télé bi nag soo ko déggee ku ci mel ni Penda Saliou Amina Poté soxna dañuy yegg si léegi. acca gis ngeen ba tey maa ngi sama plateau fin d'année nekk ak
xale yi jigéenu télé bi ku ci mel ni Penda Saliou nekk ku ci mel ni Amina gis ngeen tey sama invité tey nu mu mel sama fin d'année xale yi jonge yi macha allah gis ngeen tey ki nga xam ni mooy Amina nu mu def waa RTT nee naa leen càpp leen seen loxo tey ngeen ni jommi ci fin d'année bi nee naa leen 2022 bi du yomb ak waa RTT ak groupe RTT di nuyu wàlla ñu nekkoon ci caméraman bi ku mel ni Doudou Mame Alaaji sama PGD Mamadou Seck di ko bëggee bu baax a baax di bëggee nee naa la képp koo xam ne rek yaa ngi taxawoon tey ci fête bi nga xam ne rek mooy le 2022 bi di la bëggee bu baax a baax di naan waa RTT fii la ak di jëmbës xale coppin xale yëngal gësam borom acca mu ngi noonu kooku mi yàlla Amina Poté lañ koy wax xale bu féroce bi bu gëm boppam bi di ko naan fin d'année bi ni nga ko jëlee nii neex na de Amina ci loo ne. waaw di jëmbës maa ngi ci jàmm. mbaa yaa ngi am jàmm. waaw maa ngi sant bu baax a baax. loo yëg ci fin d'année bi. maa ngi yëg lu neex yaakaar naa ne 2022 bi ñuy waaj a dugg incha allah dina neex te aussi dina am coppite daal. loolu nga gis. waaw kon dégg nga ko lu mu wax noonu la duggee di nuyoo rek ak askan gi bu baax a baax di la naan Amina 2021 lan nga ci dund ci lu la naqari ak célibataire gi nga ci doon tamit. waaw gis nga de 2021 gi moom célibataire gi ma ci doon aussi dérangé wu ma de ndax maa ngi dund maa ngi nekk sama liggéey xam nga di ko topp ni mu waree kon dañuy ñaan yàlla rek 2022 bi nga xamante ne ñu ngi ciy waaj a dugg balaa muy jeex aussi yàlla may ñu ci borom kër gu baax a baax a baax mais man moom li ma ci dund mu metti bëriwul. mais instant bi nii yaa ngi ci en direct. ci fin d'année. waaw nekk ci 2022. mais nag dama bëgg nga ñaan ci nga demaale ci 2022 bi ubbee ko. mais nag loolu après laa ciy ñëw. dama am keneen ku nekk sama wet koo xam ne tamit jigéen la ci télé bi moom tamit muy bay waaram ci télé bi nekk ci RTT ñu koy wax Penda Saliou moom tamit ma fas yéene koo dékk micro laaj ko mu nuyoog askan gi ba pare ñu doogay xuus ci ay samay question acca Penda Saliou maa ngi lay siyaar naka def. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. mbaa yaa ngi am jàmm. ñu ngi sant Serigne Saliou. noo dundee sa fin d'année ak di jëmbës plateau événement bi. waaw sant yàlla am ci mbégte bu baax a baax di nuyu tamit téléspectateurs yi di wax salaamaaleykum mbokk Sénégal mbokk internet yi rawatina tamit ñi safoo di seetaan seen télé RTT TV nee naa leen tey Penda Saliou borom célébrité tey moom la DJ Meuz invité. ah muy mel ni say sant célébrité de yàlla. mu ngi koy toj moom dëgg du neex. macha allah sa célébrité moom ci RTT moom maa ngi koy gis mu ngi toj mu ngi am ay bongo yooyu comme yooyu noonu yooyu xale yi di def noonu bongo yi gis ngeen tey lu mu sàjj moom mais ku la sàjjil nii waaw muy mel ci fin d'année bi. Jili Fashion borom ma central waaw moo ma génn fii góoru may mun a saar cum waaw dëgg du neex. kontaan continuer ba tey mu ngi noonu rek nee naa leen ñu nekk ci plateau fin d'année ci di jëmbës borom yëngal gësam ma delluwaat xuusaat rek demaat ci xale bu jigéen bi nga xam ne nee naa la mooy sama rouge danger bi xale bi daa ñaanga de xool leen ko bu baax a baax ñeen waa RTT ak ñi nga xam ne ñoo safoo di ko seetaan béggee leen fii tey ci fin d'année bi ci 2022 bi ak di jëmbës Mia naka waaw ça va di jëmbës. mais mu ngi cool nii ci 2021 2022 bi nii mi ngi cool événement bi mu ngi neex nii waaw mi ngi neex moom. mais yaa ngi koy sentir quoi quand même waaw gis nga maa ngi koy sentir. mais bu baax a baax. 2021 lan moo la ci gën a naqari. ah 2021 comme ni ma la ko waxee woon sànq rek li ma ci naqare moom bëriwul. waaw. mais am nga dal loo xam ne lu la ci xaw a metti la luñ la ci def la wala sa copain def la ko ci wala sa nit def la ko ci wala sa yaay def la ko ci wala sa papa def la ko ci wala Mamadou Seck wala keneen ñi mun nañ la koo def comme télé bi tey nga am ci naqar loolu noonu am na 2021 bi tamit xam nga dafa metti ak coronavirus bi yooyu yëpp daf ñoo naqari te mënuñu ko fee jële moo tax ma lay laaj yow 2021 bi yow lan nga ci yëg ci lu metti waaw li ma ci yëg ci lu metti moom comme ni ma la ko waxee rek nee naa la bëriwul. mais am na loo xamante ne dund naa ko moom metti woon torop ci man. mu dal ci côté si sama yaay mais sant yàlla alhamdulilah. léegi mi ngi tane bu baax a baax a baax. yàlla xéwal gi gën a yokk xam na ni nit ak feebar ñooy ànd. ndax ci kaw suuf la ñu nekk yàlla mooy tege ndogal te alhamdulilah teggil nañu ko bu baax a baax. ma koy sant di ko gërëm di ko wax yaay dundal lu bëree bari. waaw di ko ñaanal yàlla daal moom. lépp lu mu bëgg rek yàlla may ko ci 2022 bi ñu jëm aussi mu gënal ko 2021 bi mu jugee. mais dañ la gis ci biir RTT TV nga bokk ci RTT TV bokk ci liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ci RTT ci regroupement bi. tamit nga gis la ci bu baax a baax di la laaj ba xam yow sa waar ak yow lan ngay bay fi nga xam ne mooy RTT parce que tamit télé dafa garaaw. nit ñi dañ lay séen naan mu ngi RTT mais lan ngay liggéey biir RTT ak lan mooy sa job ci biir RTT. waaw di jëbës loolu boo ma ci laajee dama ci sawar a tontu
parce que dama dugg biir RTT comme stagiaire mais léegi macha allah maa ngi def samay reportage maa ngi dem defaguma émission nag mais maa ngi ci yoon bi nañ ma xaar te xam ni seen xarit dina ñëw ak émission yu doy waar waaw loolu daal moom kon de waajal leen ñeen waa Thiès xam naa ni xale bii rek xam naa ni ci kaw plateau beneen affaire la kon waa RTT ak ñi nga xam ne ñooy regroupement des tailleurs Mamadou Seck waajal de yaa ngi ñëw de acca ñu dem ci xale bu jigéen bi nga xam ne nee naa la jamono ji moom gis nañu plateau muy rafet muy fashion ci RTT muy def lu neex di def ambiance di indi ay bongo maanaam mu neex torop ci 2021 bi ma laaj ko ba xam ni mu ko dundee ndax ci RTT bi mu ngi neex wala mu ngi yëngu tamit Penda Saliou acca ñu doxantu mu gaaw. waaw ñu ngi koy dund muy neex ndax tamit ñëw fekk si ay nit ñu yaatal la. ba pare ubbil la buntu ci loo xam ni jàngoo ko. maanaam soriwoo ci ñu ñëw jox la émission. kon loolu sant yàlla la. kon loolu dañ ciy sant yàlla di wax ni maanaam dañuy góorgóorlu rek. ndax li ñuy def jànguñu ko defuñu dara. danoo ñëw ak bëgg-bëgg ñu jël ay caméra këpp ñu. ñuy wax. maanaam bu juumte amee ñun la. waaye du ci ñoom. muy mel ni dañoo bëgg rek ak xir. waaw noonu la demee. gis naa la 2021 bi tamit nga def ci lu fësoon ci RTT ñëpp di ko waxtaanee ñëpp di ko yëngal parce que def nga fi gis naa la nga andi say bongo maan mu neex torop lan moo tax tey ci fin d'année bi andi woo bongo yi mu ñëw ma wane sama bopp man nga xam ne damay caaxawul di def lu ma neex. waaw tey xam nga DJ Meuse xewle. invité ma waaye bu doon émission célébrité maanaam fii mi ngi riir dëgg du neex man noonu laa koy dundee maanaam chaque jour sama xol day. mais yow daal sa émission mooy célébrité. célébrité mu lu muy signifié quoi. maanaam célébrité bàyyiwuma artiste bu ndaw bi nga xam ni siiwut kenn xamu ko maay ki koy siiwal. bàyyiwuma menuisier bi bàyyiwuma tailleur bi bàyyiwuma kenn koo xam ne daal àdduna war nañ laa gis. ci loolu laay yëngu nee naa la ba ci xale bi nga xam ne sax day zikkar di tudd turu yàlla. ñun ñëpp dama leen di seet. célébrité noonu la demee. kon 2022 bi kon yaa ngi teg say projet pour pare pour andi ko fi nga xam ne mooy RTT pare pour yëngal célébrité comme ni nga koy waxee ñu wane suñu bopp tamit. waaw incha allah bu neexee yàlla. pare nga ko tamit pare naa. pour 2022 bi. kon looy wax téléspectateurs yi ak ñi nga xam ne ñoo safoo di seetaan internet bi loo leen di wax. waaw ma leen di wax ni xaar leen Penda Saliou ci émission célébrité ci RTT TV lu bees tàq laay indi 2022 yu bees yu neex yoo xam ne dina leen bégal ci yooyu laay dox. tey daal dama am gan mu ngi noonu gis ngeen sama plateau fin d'année nu mel nee naa la dina neex dina yëngu ak di jëmbës borom yëngal gësam xale bi nga xam ne mooy xale Coopintaas doomu jaari saw beeg doomu Ousmane Ali Baro bi nee naa la kooku doomu bete bi la soppee Serigne Babacar Sy almaxtum bi maa ngi nii toog jàkkaarloo nag toog ak samay ñaari daam yu baax waaye macha allah ñu nekk ci télé bi di ko doxal normal muy Penda Saliou ngeen dégg ko lu mu wax léegi kon ñeen ñi nga xam ne ñeenay seetaan Penda Saliou di ko bégee ñeen sponsor yi ñëw leen ngeen jàpp ci de nee na 2022 bi li mu leen ñu waajal kenn du doy ñu tourné waat rek nee naa leen ci sama deuxième invité mu ngi noonu muy Amina Poté nee naa la borom Thiès borom RTT bi nee naa la ndaanaan ji ki nga xam ni da nga koy séen ci caméra bi ki nga xam da nga koy séen tamit ci reportage bi mais koroog sa fin d'année gis naa ko sa reportage maire yi yow ak maam Alaaji nu mu demee noonu ci fin d'année bi. mi ngi noonu dañ ne woon comme ñi ngi ci fin d'année. nañu dem xam nga. pour xool yaay yi nu ñuy dundee fin d'année bi ak nu ñuy préparer aussi seen doom yi pour jëndal leen ay cadeau ndax ku ci nekk xam na ne ñun suñuy parents noonu lañu daan defal. parce que man moom musuma fàttaliku fu Noël jotee te aw ma cadeau. kon ñoom tamit defe naa loolu la ñuy dund ndax wax nañ ko sax ci seen biir wax. ndax ñoom nee nañu dañuy jéem li leen seen parents daan defal. ñoom aussi ñu koy defal seen doom yi. mais mu mel ne tamit mbir yi xaw na cher. ak feebar bi nga xamante ne aussi moo dugg si woon waaw muy Covid bi moo tax xaw na daal indi jafe-jafe tuuti ci bagage yi mais daal sant yàlla ndax parent bu ci nekk am nga daal li nga xamante ne nii moom la sa doole tollool nga jëndal ko sa doom ngir bégal ko ci fin d'année bi nga xamante ne nii moom la ñu nekk. ah yow de moom ci fin d'année bi nee nga si ngay doog a jël programme. waaw ci fin d'année bi ba nga ciy jël programme mu neex trop. ñu teg la ci kaw tali bi. ngay dund fin d'année. parce que li nga doon dund fin d'année la. parce que di dund loo xam ni comme ni nga ko waxee noonu la demee ñun suñuy bàyyi dañ ñu doon jëndal cadeau. diñ ko jox diñ ko naxee. kon tey ñun suñu tollee ci loolu ba yor ay doom yor ay njaboot tamit noonu la ñuy demee di ko gëstu ji moo tax ni nga gëstoo sa fin d'année daal am na solo mais mbaa wax nañ la sañ-sañ nga ku la rombal fii. waaw fii nag moom sama benn copine moom ma fi génnee muy Ramatulaay borom Maroc maa ngi koy nuyuwaale. waaw moom daal moo ma génnee ci rouge bi.
mais xam nga ni sàjj nga. bilaay de. li nga def teyoo ko sax. acca mu ngi noonu ba tey nee naa leen maa ngi ci plateau di jëmbës borom yëngal gësam nee naa la borom xuuxal ay acca mu ngi noonu ci RTT lay xewee nee naa la ak fin d'année bi di nuyu nag sponsor yi nga xam ne ñoo jàpp ci combat bu baax a baax ku ci mel ni Khadim Belende ku ci mel ni Aliou Sow sama waa ji sama ndaanaan ji kenn du moom mais nag kenn du nag nee naa la asu njigéen sama xarit bi ndeysaan moo jaar fii jox ma daal di cher macha allah jox ma jean bi nga xam ni mu ngi jar ay 13000 et quelque jox ma lokosu bi nga xam ni gis nga ko marque la bu baax mu ngi noonu ñoom ñoo jaar foofu sama xaritu xol yi waa Kër Maalaaji ma leen di béggee bu baax a baax nga xam ne nee naa la mooy yëngal muy Penda Saliou xale yëngal xale bongo maan gis ngeen ko ni muy def macha allah ci RTT muy def émission yu am solo waaye yow Penda Saliou pare nga pour 2022 bi est-ce que. ni ma paree ëpp na. artistes yi yaa ngi leen di woo. maa ngi leen di woo am na ñoo xam ne fi mu toll nii man rek la ñuy xaar pour ma ñëw ñu def émission bi. ku mel ni kan. ku mel ni Xole Seen. kan ku mel ni Xole Seen. Xole Seen. ku mel ni Baye Zal. ku mel ni Abdou Fall Thiacho. bari nan. Thiacho men ku mel ni Bandi Thiès. Cheikh Tidiane nee naa la 2022 bi dina mel ni njërndeem barki Serigne Sall. nga ne ko dina mel ni. njërndeem. ah kon loolu de dina nar a neex njërndeen. waaw. ah nee naa la dinaa riiral Thiès ba mu riir. est-ce dëgg que du neex. pare nga pour réeral Thiès. pare naa pour riiral Thiès. kon yéen waa Thiès pare leen nee na da leen di réeral de. pare leen sponsor yi ñëw leen jàppale Penda Saliou ci célébrité neneen lay demee. kon yow pare nga pour célébrité ak Thiès waaye pare nga par tamit pour événement bi nga xam ne mooy tamit pour dund ko ak ñoom ba mu saf sàpp. laay fi mu toll nii damaa takku ba dëgër célébrité ku ci bëgg a nekk ñëwal nga takku ba dëgër. parce que gis naa la de bul foog ni gis seetaanuma la de. damaa zappé télé bi seen la fa ñuy def bongo ju rëy mais da nga cee wane sa bopp mais da ngaa ñëw ba sama plateau di seral lu tax ngay seral. non non demee da nga maa ñemewul. waaw ñemewu ma la moom. damaa garaaw. dëgg du neex ñemewu ma la. damaa tàng. ma dem. da ngeen may seetaan wala ma dem. ma yëngal ñu dóor mu dem aywa nee naa leen gone yi maa leen mën gis nga ko est-ce que ñeme nga lii yow. non ñii seetaan xam nañ ni sax maa la man dëgg du neex. jógal ndax man sama. jógal fin d'année bi. dëgg du neex. acca gis ngeen. ñëw leen. acca kii di bu may mu ne acca jàppal sa ndigg. jël la. yeewal sa ndigg maa la ñamal loolu célébrité ngi noonu gis nga lii du yomb. nee naa la plateau fin d'année bii du yomb célébrité moo ngi noonu wane boppam bu baax a baax mais nag célébrité dafa neex macha allah. mais di wax yow tamit tant que célibataire nga comme li ma wax sa xarit bi rek looy ñaan ci 2022 bi. waaw dañuy ñaan ci 2022 bi fekke ko ak jàmm. dund ci ak wér-gu-yaram. yàlla may ñu ay xéwal yu bari. yàlla may ñu ci borom kër yu baax nag. yoo xam ne ay taalibe la ñuy doon. yu ñu mën a yor. yoo xam ne dinañ ñu comprendre. yoo xam ne tamit dinañ ñu bëgg yërëm ñu yiir ñu. loolu daal la ñuy ñaan. waaw mais yaa ngi wax tamit Djily fa comme ni nga waxee sa waa ji moo la solal muy Djily Feuseul. yaa ngi koy wax na pare ci 2022 mu passé ne ñëw ci RTT parce que RTT jamono ji mu ngi yëngal seeni di yëngal YouTube bi di yëngal fi nga xam ni mooy Thiès kaay dëkk ñaari gaar est-ce que ñoom xam nañ ko Djily Feuseul. Djily Feuseul pare na Djily Feuseul nee na ma heure su ma bëggee après dina ma def un sponsor. dina ma sponsoriser. muy ku baax. Djily Feuseul borom ma central Rijak Sa. muy ku baax. Samba barki Serigne Saliou Mbacke. dëgg la. ndax day jàppale ay artistes yu ndaw. da ngay ñëw léegi nii mu solal la nga dem def sa émission. ndax ku nekk xam na ne émission débutante dafa metti waaye moom Djily mi ngi ciy bay waaram. barki Serigne Saliou Mbacke. muy mel ni xam naa fa yóbbu ñoom Amina dëgg du neex. ñu gis ko. di ci waxaale jigéenam soxna May. mun a Sarr. moom it borom maison bébé bi ci Rijak Sa moom it noonu lay def day jàppale ay yenn saa yi ma war a génn fenn mu dem daggal ma tissu bu baax. ne ma demal. ba li ma soloon koroog ci tànnibéer bi moom moo ko jël ñëw ko ba mu rafet. ne ma demal nga def sa émission. kon ñoom ñi ngi jàppale débutante yi. maanaam ma ci woowaat ñëpp. di nekk masse centrale. di leen wax ni seen doom masse centrale mi ngi nii nañ ñëw jàpp ci émission célébrité. ñëw sponsorisé ma. kon marché nga nekk di liggéey. waaw coiffeuse la. waaw kon da ngay def affaire bopp yeeg affaire yëpp ak yooyu noonu. laay ni ma koy defee ëpp na. ba pare boole kook sa concept bu baax ci biir télé bi. ci biir RTT. waaw ndax télé bi tamit man maa ko bëgg. maa bëgg ay affaire animatrice. bi ma ñëwee ma waxtaan ceeg tonton Seck.
ku baax jàppale ma ci tudd nga ku baax muy ku baax ki nga xam ne ak a bëgg koo xam Serigne ne- Touba ki nga xam ne moo baax jabar ndeysaan da nga may wax ci moom Mamadou Seck sooy wax ci moom sama xol day tooy Dëgg te di la. koo xam ne ndeysaan dafa ñëw yaatal koo xam ne ndeysaan dafa ñëw ubbi telem koo xam ne dafa doon président de regroupement des terres jëlul xaalis bi yóbbu kër jabaram jëlul xaalis bi jox ay mbokkam moom daal askan gee ko ñor moo tax mu tijji télé bi rek ànd ko képp koo xam ne animateur la képp koo xam ne animatrice la gis ngeen ni mu ko doxalee koo koy Mamadou Seck borom jabar ju baax ji comme ni ma koy waxee koroog toj na défilé ba Pape Seck siyaar naa la waaw Seck mi mel ni Samba Seck su ma amee tey ñu këpp ma caméra moom la Mamadou Seck ndax moom laa gisanteel mu xam sama mag dëgg la ma ne ko damaa bëgg a def wàllu animatrice ndax dama koo bëgg mu ni ma ñëwal jàppale ma ci nag te tamit maanaam télé bi li muy rëy rëy gisoo fi benn famille kon kooku xëccul ñëw ci moom maanaam dafay jàppale askan bi te danaan la demal nga uti ji artiste ñëw ma defaral la Est-ce que- wala ayen saay sax moom moo lay utali artiste bi kon kooku maanaam mi ngi lay jàppale est-ce que ñuy wax ni maanaam débutante dafa metti foofu laay waxee kon da nga koy ñaanal daal ci 2022 bi da nga koy ñaanal ci 2022 bi maanaam télé bi yàlla na doon international est-ce que da koy doon sax ñuy dem bay amin Bercy ñun ñi dëgg du neex amin day dem day am fa ñëpp yi demee non day dem day am day am waaw noonu lay yaay demee bu ragal loolu waaw international daal lañ ci bëgg dëgg du neex ñun ñi ngi fi waaw dëgg la dégg ngeen lu Penda Saliou wax mu wax ko ci Mamadou Seck ki nga xam ne nee naa la su may wax ci moom sama xol day tooy sama xol day góonaanaa parce que Mamadou Seck de di ndaanaan te Seck DG lañ koy wax ba tey Penda Saliou ñuy def kontaan continuer rek ci yow di la wax ni jërëjëf kontaan nañu si plateau bi ñu fas yéene dugal nag ki nga xam ni mooy soxna nee naa la sama xarit bi ndeysaan moom tamit mu ngi ci biir plateau bi mu ngi ci émission fin d'année bi fas yéene ci waxtaan ak moom bu baax a baax te dañ koy andi léegi-léegi ngeen gis ko léegi-léegi incha allah soobee suñu borom ñu joxaat Amina kàddu gi rek waxtaan ak moom tuuti balaa soxna di dugg si acca Amina sa rouge mbaa wax nañ la mu ngi baax waaw mi ngi baax mbaa wax nañ la sa rouge a ngi baax moom mi ngi baax ma li ma def de ah xeebuma ko xeeboo ni nga def mais sa fin d'année noo koy dundee ah dama koo fas yéene dund en famille nag waaw kër ga nga koy dundee waaw kër ga laa ko fas yéene doo génn non non doo ànd fin d'année moom awma habitude sax di ko doo ànd ak Modou Ndiaye Modou Ndiaye man Modou Ndiaye mel na rek ah man de Modou Ndiaye rek laay wax ma jàmbal waaw doo ànd ak moom ah non di jëm bés bàyyi tooñ ah dama lay laaj di nee naa la dama xam ne koy célibataire tamit bu nar a féete fin d'année xam nga ñeen laay waxal ñeen téléspectateurs yi ñeen a ngi may seetaan déglu leen bu baax nan lay célibataire bu jigéen di dundee fin d'année bu toll nii ci biir këram wala ak ay famille xanaa sax à la rigueur mun na koo dund ak ay njabootam dund ko ak yaayam ba benn heure bi xanaa di nga am sax foo làqatu ci ruq sax naan benn butéelu boisson bu ndaw déggoo li ma la wax di jëm ba man ngay nëbbatu rek nee naa la en famille laa koy passé parce que lépp la ñuy def def reer jënd sunu lépp lu ñu war a naan xam nga parce que pour man en famille la ko ñëpp war a passé minuit jot nga génn taasay pétard def lépp et tout après soo paree ngeen souhaitante bonne et heureuse année loolu yaakaar naa ne dara dàkk ko peut-être nag après le premier di nga wane sa bopp macha allah dégg ngeen ko lu mu wax ci kàddu gu rafet moom tamit macha allah mu doon jigéen joo xam ni nee naa la mu ngi ci biir télé bi di béy waaram bu baax a baax doon daanaan ñu koy wax Amina Poté kooku noonu laa ko tuddee sama xaritu xol ndeysaan waaye ba tey sama wet rek si sama plateau fin d'année ma toog seeg ki nga xam ni mooy soxna xale bu jigéen bi nga xam ni ndeysaan tamit waa RTT bàyyi nañ ko xel Sénégal bàyyi ko xel adduna bàyyi ko xel soxna delloo naa la ziar. salaamaaleykum. mbaa xeeboo li nga def. yàlla tere. ku fi jaar. balaa laa woote jaam rek laa pay. kon bisimilah baal ñu bàyyi la ak waa télé bi nga nuyoo ba pare. Aïcha mi ngi noonu salaamaaleykum téléspectateur RTT TV di am mbégte ak contentement bu mag a mag am mbégte lool tam ci invitation bi tey macha allah di leen béyee bu baax a baax tamit am contentement tamit ci plateau bi nga xam ne bokk nañ ko tey di nuyu Amina bu baax mi nga xam ne moom lañ bokk tey plateau bi. jërëjëf ba tey soxna ñu nekk ci plateau fin d'année ni nga nekk ko ki nga xam ni nee naa la mooy animateur bu mag bi xale bi nga xam ni jamono ji mu ngi yëngal RTT bu baax mu ngi yëngal Ceeskaay yëngal réseaux sociaux yi yëngal TikTok yi nga toog ak moom jaaxalul la bettu la tamit ci fin d'année bi wala yow amul benn affaire boo xam ni newoon nga est-ce que DJ Mbass dina ma invité ci plateau. non non bettu ma nag. parce que ñun moom ay xale lañu. te it dañuy soog a door. te dañuy soxla seen genre gi. yéen ngeen xam ne yéen a ñu war a teg ci yoon bi. dañu tette. kon day baax ñu ngeen daan ñuy invité ñu daan mën a jóg ci seen biir. mën a
mën a xam li nga xam ne xew ci jamono ji. waaw léegi dañoo nekk ci fin d'année man laajte ba xam soxna sa 2021 noo ko dundee en tant que célibataire ak métti yi nga ci am naqari xam nga kër ga tamit yenn problème yeeg yenn affaires yi ci fin d'année bi daal looy ñaan yàlla ci 2022 bi mu gën a yokk ba yëg ko. waaw mi ngi noonu comme 2021 am ni ko ñëpp dundee rek. metti woon na. ndax itam dund nañ ci lu metti muy Covid bi nga xam ne jaar na fi. arrêté woon na suñu liggéey yi. amit tamit li nga xam ne moom moo di suñu projet yi nga xam ne arrêté woon na ko itam. ñu sant yàlla comme que jugee na fi. ñuy ñaan yàlla suñu borom yàlla na fi yam ak jàmm. jërëjëf dégg ngeen soxnaa ngi noonu ko koy soxna ne naa la ko koy xale bi nga xam ni jamono ji moom tamit mu ngi béy waaram ci RTT TV ma invité ko ci sama plateau fin d'année invité ci ki nga xam ni nee naa la moo doon Penda Saliou toogoon fii sama wet invité ci ki nga xam ni tamit mooy Amina Poté laa koy woowee nee naa leen kii jigéen ju ma sopp la jigéen ju ma bëgg la mais daa timide dotu daa xaw a soxna kii dafa xaw a yambare dama koo bëgg joxaat micro bi mu jóg wan ma boppam mais moom daf ma wanagul boppam quoi soxna mais mi yàlla moo tax doo ma wan sa bopp da nga maa ñemewul pourtant maa ngi lay woon sama bopp. mais dafa des peut-être waaw dalaa doyul. non doyu ma xamul lu ma doyoon nga jóg taxaw nii ma xool ba xam ñu ma xool ba xam ndax li nga may li ngay wax dëgg la ci wala dëgg ci yow est-ce que jar na ko. non jar na ko man damay yëngal ci fin d'année laa ne damay tàggatoog télé RTT TV ak ñëpp laay tàggatoog PGD Mamadou Seck sëñ Khadim Pape Seck may tàggatoog waa RTT naan leen 2021 daal lu naqari laa ci dund moo ngi nii lu naqari laa ci am coronavirus lañ ñu wax sonal ñu mu ngi nii te célibataire laa bu mag nag ay waay dimbale leen ma musul nekk célibataire. ah ma ci jaaxal. nga ni ko waaw musul nga ni nekk ko célibataire. ñu yëngal ñu dem bàyyi rek bàyyi ma bàyyee ko. waaye kii daal mooy loolu quoi waaw kii daal baal ma koy jéem a serala rek jërëjëf mu ngi noonu ba tey rek maa ngi sama plateau sama fin d'année bégee nee naa leen sama caméraman yi xottaareel yi ku ci mel ni Doudou di ko bégee bu baax a baax caméraman bu mag bi laa koy wax jinne bu mag bi maam alaaji kenn du yow njigéen maam as bégg naa la yow da nga di kilifa ci man doon sëriñ ci man du nuyuwaale Mamadou Seck mi nga xam ne tamit tey moo waral programme bi ba mu taxaw sos ko nii ba mu taxaw di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla def jàmm ci télé bi yàlla def jàmm ci àdduna ak wéngeel képp ci 2022 looy wax ci 2022 bi waaye DJ Mbass 2022 bi moom maa ngi ciy ñaanal sunu waa kër. di ci ñaanal sama bopp aussi. ku ci nekk nag li nga bëgg aussi yàlla na doon luy gën ci yow. di ñaanal sunu PDG comme ni nga koy waxee. moom mi nga xamante ne moo ñu ñemeloo. parce que aussi dañu nekk ay xale. bëgg métier bi. mais aussi xamuñu métier bi. moom mu di ñu teg ci yoon di ñu jàngal. xam nga ñemeloo ñu. foo xamante ne mi ngi fay dem rek ñun ñoo ngi ci ginnaawam. kon kooku ñun amuñu fayam tey jii nii. dañ koy remercier di ko ñaanal atum 2022 bii nga xamante ne moom la ñuy waaj a dugg si. yàlla defal ko ci jàmm. may ko ci sutura defal ko ci lépp lu kawe njoxtam daal. di ko koy ñaanal. amiin di ñaan aussi comme ni ma ko waxee di ñaanal sama maam yàlla may ko aussi gudd fan ak weer. waaw di ñaanal ñëpp daal di ñaanal xanaa sa maam sa xarit la. maam waaw loolu dafa am moom man. sama maama man laa nekkal mooy sama xarit mooy sama lépp dama koy ñaanal gudd fan ak weer di ñaanal nag sama caméraman bi bam alaaji nga xamante ne moom dama ko sonal moom fu may dem aussi moom laay àndal ci say événement waaw mu nekk ku ñàkk ki ñaan ku jàmbaare ci télé bi macha allah des fois bu ma toogee te moom deful dara demul événement wala dara daf may woo ne ma doom bàyyi doo ñëw ñu dem def ci reportage xam nga ne loolu ku ñàkk ki ñaan moo dëgg la ndeysaan xale bu baax aussi Doudou parce que moom itamit conseil yi may jox moo ma ñemeloo fu ñu tasee mu ne ma boo deful dara bu sax toog jëlal caméra yi ku fa nekk nga ànd ak moom ngeen dem defi ji reportage comme ni ma ko waxee loolu moom ku iñaan mënu ko di la gërëm di la sant yow mi nga xamante ne tamit tey plateau fin d'année bi da nga ne yow say xale yu jigéen ngay wane parce que xam nga lu tax ma wane sama xale yu jigéen parce que dama bëgg ñu wàccee DJ Mbass may ma foofu waaw parce que Penda Saliou aussi du ma ko fàtte waaw kooku moom sama doom non sa xarit la man xam naa loolu moo tax da ngeen a sori ñeen ñaar mais dama gis soo gisee ma def fin d'année bi ma yéeg ci woo ku mel ni Penda Saliou woo ku mel ni Soxna ku mel ni Amina Poté ku mel ni sama xarit bi ndeysaan Caat nga xam ni ndeysaan moom tamit da di jàmbaar ci kër gi dama gis ni sama fin d'année su ma koy tëj sama 2021 ba dugg sama 2022 samay artistes yi jigéen yooyu laa bëgg dendal mu neex ma ñu xam ne télé bi ñu ngi waaj pour ñu xam ne 2022 bi lii ñëw lu fësal la parce que yow rek déjà yaa ngi def émission yu am importance si fin d'année bi seetaan nañ ko kon sponsor yi nañu préparé waaj xam ni yow dinañ la mën a ñëw gunge la ak tamit nga woo leen dama leen woo
parce que aussi ñun mënuñoo dem sans yéen. dëgg la mais yéen tamit mënoo leen a dem sans ñun. kon dañ leen di woo rek ngeen ñëw jàpp ci. te xam ne dañuy ay ndaw te dañuy doog a door. kon nag dañ leen di ñaan sponsor yëpp ku ci mënti jàpp rek. ku mën ak ku mënul. xeebuñu dara. loo ñëw rek nga ñëw jàpp ci sunu combat daal ñun loolu lañu bëgg. jërëjëf di nuyuwaale aussi soxna waaw. soxna aussi maa ngi koy nuyu moom itamit dafa ñëw rek bokk macha allah. jox ñu teg ñu sunu place. xam nga bokk ak ñun lépp. waaw loolu tamit ñu ngi ko ciy sant di ko ci gërëm. jërëjëf dégg ngeen kàddu yi Amina wax kàddu yu rafet kàddu yoo xam ne pour boole li nga xam ni rek mooy personnel bi nekk ci RTT TV di jëmbës looloo ko tax a jóg waaye nag jigéen la joo xam ne nag ndax dëgg na yàlla ku dee ak sa bàmmeel da di koo xam ni am na xalaat su tëddee dina xalaat parce que mun naa leen a wax sax tey laa leen di confirmer ngeen xam tey laa leen di wax ñeen ñi nga xam ne ñeenay seetaan lu waral plateau bi miyaa mii loxoom jógu ci parce que déjà rek daf ma ko wax rek ma ne ko loolu idée la moo tax ma ne ko xalaat boobu ngay xalaat bu ko di taay di def soo tëddee sa nekk comme ni nga koy waxee noonu day inspiré wu di nekk ci beneen xalaat parce que yow yaa ma njëkk a wax plateau bi fin d'année bi ma gis ko nii war koo liggéeyee nii war cee ànd ak samay waa télé moo tax ma naan la yow tamit loo gën a mun a yokk gën koo góorgóorlu ko bu baax a baax dina baax incha allah. acca ba tey comme ni nga ko waxee. ñun dañ di ay xale. te aussi dañoo bëgg a def dara. te bu ñu nekkee ci dara aussi. même bu fekkente ne du ñu feeñ chaque jour. bëgg nañ tamit lu am rek suñuy xel ak suñuy xalaat yëpp nekk ci. parce que tamit yàlla may nañu ko. bu ñu ko amee aussi dañuy préférer partager ko. ak ñi nga xamante ne moom la ñu bokk a liggéey. parce que ñun fii mooy suñu deuxième famille. tey jii nii gis ngeen heure bi ñu fiy jógee bu ñu demee dañuy tëdd nelaw. kon loolu mooy wane ni du ñu toog pour waxtaan bu ñu xëyaatee suba aussi bu ñu woowee dañuy ñëw. kon ñun fii la ñu am. muy xalaat bu rafet bu ñu mënte am fii lañ ko mën a waxee. xam nga ñu doxal rek te yow nga nekk ku ñàkk ki ñaan ndax ba ma ko waxee aussi. bañoo ko da nga ne ma lii aussi nekkoon na sama xel kon nag nañ leen ñëw ñu programmer ko. nga woo xale jigéen ñi ñun ñëpp ñu ñëw. te aussi ñoom it tamit yaakaar naa ne. wuyu si nañ ñu mu rafet bay bëgg a dee ñu ñëw tey toog waxtaan xam nga sottante xalaat lii dafa rafet. jërëjëf dégg ngeen kàddu Amina Poté yu rafet yi nga xam ni yu silusa yi macha allah mu wax kàddu yi nga xam ni kàddu yu dëggu kàddu yu jub waaw waa RTT mu ngi noonu wax naa leen ko ak di jëmbës nee naa leen moom fësën bu nekk lay génne deful ambiance kese di ci yam tey nag dama nekk sama plateau fin d'année di ko fas yéene jeexal sama 2021 dugg sama 2022 kon waa Thiès mu ngi noonu ak waa RTT sponsor yi laay woo Aliou Sow xalwaar portable ñëwal nga dugg si Khadim Blend Moustapha ñeen ñëpp ñëwaleen ci kër gi RTT wa ngi nii di neex di yëngu ba tey ñu ngi ci soxna toog ak soxna fas yéene ko dekkaat micro soxna dama la gis ci benn réseau bi dama koo gis ci beneen télé muy publicité lan moo tax réseau boobu noonu nga nekk muy dugg ci beneen télé di publicité te yow nga nekk ci télé lu tax jéemoo koo andi ci télé bi. damay daal di ñëw ci loolu. ndaxte itam restaurant bi ma fa nekkee ak léegi yàggagul. te ba ma fa nekkee itam fekk naa publicité bi di daw. mais teewul tamit maa ngi ci doon wax li nga xam ni moom moo di gérant bi. ak tamit suñu patron muy monsieur Sow moom itam di ko nuyu de passage. yaakaar naa ne publicité bi. incha allah ci suñu loxo lay mujj. muy RTT TV dinañ fa ñëw incha allah defa publicité bu am solo. waaw mbaa wax nañ la fin 2021 bi mbaa wax nañ la 2022 bi sañse nga ci sàjj nga ci mbaa waa koñ ba wax nañ la ko. waaw gis nga weex bi de moom ndeysaan nee naa jàmm laa woote ak ambiance comme ni ñu koy dundee. dañoo bëgg a roc ci say tànk daal di dox ci nga xam moom ngay daal di doxee. sama yaay wadd kaasa fara ndeysaan danga may dóor marto dangaa bëgg ma yërëm la bañ a wax ak yow. mënu cee ñàkk. sama yaay ji moom moo fi jaar wadd kaasa fara wadd ñaag nee naa kenn du moom ci man. yaay ji nga xam ne dafa bëgg ay doom soutenir leen jàppale leen rawatina man mi nga xam ni wéruma dafa may jàppale chaque jour du nelaw du def dara ndax di ma xalaat di ma bàyyi xel di ko ñaanal bu baax a baax Wade Kaasa yal na jàmmam yàgg rawatina nag suba di anniversaire am muy le 31 décembre di ko souhaiter naan ko happy birthday loo dund rek Wade doyul dundal lu bëree ba say may di baawaan di tamit wax ki nga xam ne sama papa di ko wax tamit bon établissement dafa xaw a jagadi di ko ñaanal yàlla mu jóg ak jàmm ak salaam ci année bi waaye itam ñaw bi ki nga xam ne mooy Moustapha Couture moom moo fa jaar ci marché central moom itam xale boobu nga xam ne nee naa lu mu ñëwul baaxul fësal na de moo génn macha allah
xale boobu de xam naa ni puso damm ci loxo bi. gis nga moom yooyu lay def. mais doo ma ko booleel mu ñawal ma. loolu du dara ko koy Moustapha Couture borom marché central. macha allah kàddu yi dégg ngeen ko kàddu yi doon lu rafet ci soxna moom tamit ma am lu ma ko laaj parce que dama koy gis moo tam te ci télé bi muy def concept animation ngay def n'est-ce pas di def yëngal gësam comme Sam di jëmbës ni mu koy defee comme Penda Salim ni mu koy defee comme Amina Poté ñoom Thiat ñoom ñëpp a ngi gis nga ni ñu koy defee mu neex trop mu yëngu trop tey nag fin d'année bi nga gis ni ma ko dundee mu doon lu ma neex ma ànd ceeg nag samay jigéen ànd ceeg ñi nga xam ni ñoom rek laa am comme ni ñu koy waxee ci kër gi fii ñoom laa bokkal lépp moo tax mënu ma leen a xaaj di invité ji keneen wala di wooyi keneen ma woo leen ñeen ñi nga xam ne ñeenee personnel bi di liggéey bu rafet ci biir kër gi Mamadou Seck kontaan ci ñeen xam war naa leen mën a invité ñu toog suñu plateau fin d'année waxtaanee ko def yëf yi mag def yëf yi ambiance yëngal def la ñu saf la ñu ñor mais ki la doon kii moom kal la kii ku lay kii ku la rëdd yow kan moo la rëdd yow. xam nga moom dañoo génnoon rek daal di ñëw guddee ak ñu daal di rëdd suñu bopp rek def yëfu mag. mais ni nga rëddee wax nañ la baax na waaw mu ngi nice waa dégg ngeen mu ngi noonu ba tey rek ñu ngi ci plateau bi rek ma fas yéene rek di leen waxaat rek sponsor bi nga xam ni rek mooy sama ndaanaan ji ndeysaan muy Khadim Blindé ma koy bëggee bu baax a baax mu ngi ba marché central sama xarit bi ki nga xam ne daa sori ci man tamit mu ngi noonu ci marché central ñu koy wax xalwaar portable Aliou Sow Sok mu ngi noonu di jaay téléphone yu classique yu baax yu am solo kon ñeen ñi nga xam ne ñeen a safoo di ma seetaan di topp samay émission doxantu leen ci xalwaar portable mu jaay leen téléphone bu baax di bëggee waa RTT bu baax a baax di bëggee képp koo xam ne rek yaa ngi ci fin d'année bi di naan année jàmm di naan 2022 bi lépp loo xam ne ñoo ngi ko ci yóotu ci biir RTT yàlla na ko suñu borom sottil Mamadou Seck mi nga xam ne tamit moo am xalaat bu rafet bi ak regroupement des téer yi ngeen jàpp si ñeen tamit ñeen ñi nga xam ne ñeenee téer yi ngeen ñëw doon fi sponsor jàpp ci liggéey bi ñoom Amina am nañ fi émission ki nga xam ne tamit mooy soxna am na fi émission ki nga xam ne mooy Penda Saliou am na fi émission kon ñeen waa Thiès ñeen a moomee ñeen a appovant ñu dugal clip ñëwaat def Sidi Diop wala Wally Seck lu la neex defal acca ba tey gis ngeen ñu ngi waat ci troisième partie bi nekkaat ci fin d'année bi rek di ci waxtaan loo xam ne day jëmale télé bi kanam day jëmale askan gi tamit kanam di ñaanal ñëpp di sant ñëpp di leen naan bëgg nañ leen di jox soxna waat kàddu gi rek mu jéem a tàggatoog ñi nga xam ni mooy ñi seetaan RTT ak ñi nga xam ni ñoo safoo RTT di leen seetaan di wax looy tàggatoo ci 2022 bi. waaw tarkalla sama xaala xii na dama am mbégte tey bu mag a mag. ndax damaa ñëw ci kër gi ñu yaatal ma. ku ci mel ni Amina mu baax mi Penda Saliou moom itam. ak tamit ki nga xam mooy Thiat moom itam mu Sëriñ Saliou. di leen sant bu baax a baax. rawatina maa Alaaji mi nga xam ne moom ma andi ci kër gi. ndaxte mën naa ni sama vidéo rek la gis li nga xam ne ay interview yoo xam ne mos naa koo def. daal koy jël daal koy jox ki nga xam ne moom moo di sëñ Xaalim Soumaré moom itam mu daal koy gis rek daal di apprécier daan may woo xaarul dara xaarul suba xaaru gannaaw suba daan may woo ma ñëw rek mu jox ma li nga xam ne moom moo di émission ma daal koy tourné mu nekkoon jour inauguration bi fee nga xam mooy RTT TV ma amoon ci mbégte bu baax a baax waaye tamit kër gi macha allah ndaxte doo ñëw rek ñu daal lay wax jox li nga xam ne moom moo di comme ni la demal nga wuti sponsor soo ko def émission amu fi ñu def loolu amu fi ni ko loolu amu fi da ngay daal di ñëw dañu daal lay jox caméra jox la micro ni la demal daal lay jox équipe bi nga daal di ànd ak moom daal di sàjj def lu la neex daal di ñëw jàkkaarloo askan wi tarkaal ñu ciy bégg bu baax a baax ki nga xam ne moom moo di PDG monsieur Seck mu baax mi nga xam ne moo waral lii lépp tey waaye nee naa dama ciy daal di gërëm ki nga xam ne mooy suñu caméraman moom itam muy duudu sama xuloo waaye dafa xaw a kii damaa bëri kees sax waaw mais góor dañu am lu ñuy wax si góor dañoo ne góor da ngay bëri kaf wala nga mën a ñàngal wala nga mën a am garde sa self te média dafa doon loo xam ni il faut nga fa xaw a doy waar il faut nga am nooy jëlee garde sa self kuma lu mel ni caméraman xam nga caméraman yi ndeysaan dañoo sonn lu ne ñoo koy daj lu ne ñoo koy dégg su baaxul ñoom la parce que tey plateau bi nu mu mel nii su rafetee tey lépp duudu la su jekkee duudu la su yàqoo tamit damay naan duudu la il faut ma mere ko moo tax il faut muy jéem a am tamit nu mu arñee am nu mu ñàngale mais du xool bi intérieurement duudu la du loolu mais ci liggéey ba moo koy laaj mais bu ko jàppee xamal ni sa càmmiñ la rek duñ ko ci topp ndax tamit càmmiñ bi jàppale jigéenam la ba tax na dañ koy daal di ànd ak moom ci li nga xam ne moom ci la nekk ndax tamit bëggul lu dul buñ ñu wanee télé ñu daal di ñëpp daal di kontaan ñëpp tam daal di apprécier loolu rek moom la ci jublu waaye tam ñu koy sant bu baax a baax di sant sama doomu ndey amu baax moom itam nee naa duma ko fàttee borom
borom kër maam El Hadj moom itam waaye tamit waa kër RTT TV yëpp maa ngi leen di ziar bu baax a baax di la remercier yow tamit bu baax a baax ndax macha allah lii mënoon lañ cee bañ a fekk mënoon nga ne da ngay def sa plateau dem jël ñi la neex mais defoo ko da ngaa jël famille bi daal ñuy boole ñu bokk ndey bokk baay lii rek mbégte la jërëjëf mu ngi noonu kàddu yu rafet yaa ngi noonu ngeen dégg ko nu mu tàggatoo ci internet bi tàggatoo ko ci télé bi muy RTT TV télé bi nga xam ni jamono ji nee naa la ci 2022 bi innové wu na bu baax a baax téyeer yi jàpp nañ ci Mamadou Seck le président jàpp na ci bu baax a baax sëñ Khadim Pape Seck képp koo xam ne rek nee naa la yaa ngi ci regroupement de téyeer rek dugal nga ci sa loxo te gis nañ ko bu baax a baax du nuyuwaale Ciseaux d'or mi nga xam ni invité naa ko woon ak tamit sama xarit bi nga xam ne tamit mooy sama xiini xaana bi toogoon fii sama suñu directeur ba ñu koy bëggee bu baax a baax ñi ma jotoon a invité ci plateau fin d'année bi ak tamit invité wax ak tamit sama jigéen ji Mia waaye moom tamit da nga may daal di may tuuti rek ma daal di waxati li nga xam ne mooy dagat na ñëwal ndax damaa taamu heure bu ma paree rek daal di tëjee sama sëriñ muy sama warsi la muy jantub jamono di jantub Cees itam muy sëriñ Saliou Touré mu baax mi bàyyi sëriñ Saliou benn kooku mooy tamit bàyyi ki nga xam ne mooy soxna Njaxat Touré sama turandoo di ko béggee bu baax a baax di sant tamit ki nga xam ne moom moo di suñu kilifa xalifa général des Mourides sëriñ Mountakha Mbacké ko ñaanal bu baax a baax yan bi oyof te mu yàgg ci suñu kanam ak mbooleem koo xam ne rek kilifa aada nga di sant ñëpp di gërëm tamit sama yaay bu baax a baax ndax nee naa li lépp moom la su ko neexoon daan may tere waaye defu ko di sant suñu waa kër bu baax a baax ak tamit waa Som tey nag lii lañ leen andiloon seen spécial fin d'année 2022 di nekkoon mbégte woo xam ne waa RTT TV andi woon nañ ko fi nga xam ne mooy moo di ci plateau bi di ci sant bu baax a baax di béggee ñëpp di sant ñëpp soxna la woon ak tamit waa plateau bi yéen a ma gën a xam soxna Alliance Sista Sonia l'enfant chéri de Somme mi ngi noonu merci beaucoup acca jërëjëf mu ngi noonu ba tey rek nee ngeen leen fin d'année baa ngi noonu lii laa leen andiloon ci fin d'année bi ànd ceeg ñeen bu baax a baax léegi nag kàddu gi nag ki koy war a joxe nag mu ngi nii fas yéenee tàggatoog askan gi fas yéenee wax ak askan gi fas yéenee wax ak waa RTT dégg ko wax ak moom acca mu ngi noonu ñu dem DJ Mbeuss comme niñ ko waxee rek man moom sama tàggatoo du lenn lu dul jeunes yi lay jaax parce que aussi toog fu la keru suba gi fekk bu góor gi fekkaat la fa loolu tamit jëmalewul réew mi kanam mais mbaa yaa ngi waxaale mbokkum jigéen ñi tamit waaw maa ngi ci jëm célibataire yi waaw bul wax góor ñi rek de waaw xam nga ndax liggéey dafa am solo ku ci nekk muy góor ngay jigéen war ngaa wut ci loo jàpp parce que aussi toog léegi jigéen ñi sax bëggatuñ ko de di jëmbas déedéet jigéen ñi kenn toogatul naa ñoom ñëpp a ngi door waar wala Penda Saliou ñëw na ci télé bi am na concept soxna ñëw na ci télé bi am na concept caat soo ko fekkoon tey da nga koy fekk mu nekk ci caméra wala mu toog fii wane boppam yow mii di waxi noppi tamit am nga tamit looy def kon xale jigéen yi nga xam ne nag ñu ngi déglu say conseil nañu bàyyi xel bu baax a baax dégg ngeen déglu leen Amina li muy wax 2022 bi moom ku ci jàngiwul waaw centre de couture yaa ngi nii ba fii nii rek ñu nekk nii muy RTT TV muy regroupement wu tailleur yi am nañ fi centre de formation mi ngi nekkee fii nga xamante ni mooy marché immeuble Taïba yi ku ñëw di nga inscrire ci njëg bu yomb aussi ñu defal la formation bu mucc ayib nga génn am sa diplôme xam nga boo paree daal di am liggéey moom lu ko waay jëndee rek jar na ko waaw di gërëm nag sama papa waaw ndax sama papa moom yaakaar naa ni tey jii nu ma mel moom la est-ce que tey su fekkente ni nii ñemewuma toog suñu biir kër di tëdd di nelaw moom la parce que di Mbeuss dañu nekk xale mosuñoo jàngee école publique muy xëy di ñafe di ñu fayal lépp lu ñu bëgg mu nekk ci sànq wax naa la ko nee naa la man mosuma fàttaliku Noël te awma cadeau kon moom dafa ñafe ci ay doomam muy papa joo xamante ni dafa bëgg njabootam bëggul njabootam des ginnaaw moom dama koy ameel sant ak ngërëm spécial di gërëm aussi sama bàjjan mi nga xamante ni moom fépp laa koy wax nee naa ko man mooy sama yaay mooy sama lépp moom maa ngi koy ameel ngërëm aussi ndax téye na ma yar na ma te seetu ci dara di gërëm aussi sama yaay di ko wax ni aussi daal maa ngi koy ñaanal yàlla bu baax fu mu toog na neen amiin di gërëm sama nijaay ñoom ñi nga xamante ne ñoom laa nekkal wàcc leen sunu kër ak sama umpaañ nga xamante ni heure bu ma mënti wàcc rek su ma ñëwee ñoom dinañ ma ubbil xam nga
ba kenn du ma xamal dara. dëgg la kon ñooñu tamit maa ngi leen di amee ngërëm bu baax a baax. comme ni ma ko waxee rek di jëmbës yow tamit di la sant di la gërëm. yow mi nga kenn du yow xamante ni da nga ñàkk ki ñaan. waay kenn du yow. di gërëm aussi am mbay maa ngi lay gërëm bu baax a baax. kon di jëmbës niñ koy waxee rek maa ngi souhaité sénégalais yëpp bonne et heureuse année. ku ci nekk année bi nga xamante ni muy 2021 mu 2022 yàlla na la gën a 2021 bi nga xamante ne nii moom la ñu génn. amiin waay ñaanal sénégalais yëpp jàmm. ak wérgu yaram. ndax ca wérgu yaram aussi ci la lépp xaaj. waaw kon nag ñuy DJ Buzz ñuy wax rek bonne et heureuse année ba beneen incha allah. acca mu ngi noonu dégg ngeen Amina nu mu duggee mu wax kàddu yu am solo wax kàddu yi nga xam ni mbokku xaritam yi jigéen ñi mbokkum xale yu góor yi nga xam ni tamit liggéeyuñu ñoo ngi toog ci koñ yi pour ñaan yàlla ci 2022 bi yàlla soppi ci li nga xam ni mooy xéwal gi def ci li nga xam ni mooy ay wërsëg di ko béggee daal di wax ni daal Amina kàddu yi rafet na kontaan nañu di la wax ni jërëjëf lu waay wax nag wax la fi des ñu jox nag sama jigéen ja Penda Saliou borom séeréer biiri te acca ñu jox ko mu tàggatoo moom tamit tàggatoo ak sama mbokkum internet yeeg ñu safoo di seetaan RTT TV acca ak di jëmbës. waaw ñuy sant di gërëm ñi ñuy seetaan ñi safoo di seetaan RTT TV rawatina waa Thiès muy mel ni cant gi kenn rek laay sant. muy mel ni sama yaay laay sant. Jaxu Diouf sëtu yaay ku ma Fall Ndiaye bi gawlo mi ci gàddaay bi raadi mi ci ñëwoon ma si na bateur Ndiaye. maa la ñamal loolu. kooku moo jàppale njabootam. ndax ñun danoo teel a ñàkk papa yàlla def ñu boole ñoo waajur bu jigéen bu baax. waajur jigéen boo xam ne mooy jigéen ju mën góor. ñun boo ñu gisee namuñu dara barke Serigne Salim. est-ce que. lépp ngir jëmmam. sama yaay lu ko lu neex ak njabootam neex na ko. muy mel ni comme bi may ñëw ci télé bi nii dama ko wax rek dama ne ko damay dem télé damaa bëgg lii ba ñaak boobu may génn sax moo naan ma lii nga sol baax na. tey ngaa def lii tey ngaa def lii. kon kooku waajur bu la bëgg rek moo koy def. moo koy ñaanal fan wu gudd. barke Serigne Sall ci 2022 bi. waaw. dund goo xam ni. day dem ba mujj mu stable ay doomam yor ko. lim sonn ci njabootam yàlla na ko ak njabootam def barke Serigne Sall. di nuyu soxna Maymuna Sarr di ko ñaanal. at mu bees mi lim ci bëgg yàlla na ko yàlla defal. ndax kooku tamit daf maa soutenir. sama émission yu bari da ngay gis dama ko ciy tudd. ndax day koo xam ne daf maa jàppale. soxna May tey jii boo ñëwoon ne ko Penda nangam ak nangam ji lenn Serigne Touba Mbacké da koy faj. même boo ñëwee ne ko Penda def na lii wala def na laa moom day jug lijjanti ko ba xam maa ko def dafa mel ni yaay ju ma su ko jur. te marché rek lan daje. yàlla def ñu bëggante maak moom. moo koy ñaanal. moo xam li mu bëgg yàlla na ko yàlla defal Mouhamed tam moom yàlla na dund ba di ko yóbbu maak ci barke. est-ce que Seydina Mouhamed. muy mel ni kontaan na bég nañ. ndax Samba lii dafa neex. tey bu ñëwee ci télé bi ñun ñëpp day mel ni benn lan. xale yi ak mag ñi doo leen xàmmee. kaf di ree di bégee. loolooy presse c'est la presse. mel ni Amina. moom daf may bégee. maa koy reetaan. damay def samay conneries. soxna tamit donc da lay bégee ngay bégee soxna DJ Mbeuss ngeen koy bégee ngeen doon mu doon seen artiste moo tax man ma invité leen parce que man dama leen di wër man ngeen lay wër neexul ba neexul man dama leen di wër xamul tax ma leen di wër ci année bi jigéen lu mu bokkul baaxul ndeysaan barki yonent bi man dama di taalibe Serigne Babacar Sy Al Maktoum mais dama généreuse dama bokk fépp man ma bokk ci waa kër Serigne Touba bokk ci kër Khadir yi bokk ci kër Niassène yi bokk fépp mais nag sama jokk nag di kër Ma El Hadj ma jël leen dénk leen sama lépp ñu doon nag ki koo xam dama leen a wóolu fépp ci àdduna nee naa leen su ngeen ma fekkoon sax may waaj a dee sax suul leen ma ci kaamu su ngeen ma suulee rek tàlli naa barki yenent bi moo tax ñeen munu ma leen a gis ngeen nekk ci télé bi ma war leen a invité sama fin d'année kii nga xam ni mooy Amina xalaat bu rafet ma gis ni xalaat boobu naaj na trop war naa koo mën a jël teg ko ci télé bi def plateau fin d'année tàggatoog waa RTT tàggatoog képp koo xam ne moo ngi doon seetaan samay émission ci 2021 ñu fas yéene jëm ci 2022 fas yéene liggéey ak waa Thiès kaay fas yéene leen wax ni daal télé bi ibbi na bunt yi wax leen ko ñu dégg ko télé yi maanaam télé bi moom ñëpp xam na ni tijji na buntu yi yéen ñëpp sponsor yi ñëw leen ngeen seet si télé bi maanaam mettiwul ñëw leen ñu waneen leen seeni bagage bu ko defee dama ku weddi laaj Aliou Sow wala Khadim déggal loolu ndax metti na waaw wala nga laaj ba fu connexion sama waa ji ndeysaan ay waay lii du yoon mais Doudou caméraman il faut me dire
Bafu connexion tamit Bafu moo koy bëggee sama waa ji dama xel mee dem parce que xale yi jigéen yi laa gis rek sama xel mi dem Bafu mais Bafu ma lay jéggalu bu baax a baax Bafu connexion koo xam ni partenaire la ci télé bi ndaanaan barki Serigne Babacar Sy Bafu yàlla na jàmm mujj ci yow yàlla nga am jàmm barki alxuraani karim yow Bafu gis nañu ni nga jàppee télé bi gis nañ ñi ngay ànd ak télé bi gis nañ ñi nga nekkee ak ñoom Mamadou Seck ak regroupement des tailleurs bi man daal tailleurs yi daal ndax digg neex yàlla 2022 bi moom tailleur bu ci ñëwul kenn du fi tudd waxati waxu tailleur dañuy coppi télé bi def ko beneen télé mais duñu wax tailleur yi parce que tailleur yi dañoo war a ñëw dañoo war a mu ñëw def ko télé géwél yi waaw parce que géwél yaa ngi fi man rek géwél laa te maa ngi yëngal di andi samay sponsor ñeen tailleur yi ñëw leen ñu liggéey ci 2022 bi Seck tijjil na leen ko su dee sa xola ñaar fukk bëgg nañu sànni leen ci kees gi rek parce que ñeen a ma gën a xam jamono ji RTT moo koy yëngal de te nga ñàkk seetaan di jëmbës wóorul Zappel jàpp di jëmbës direct nga koy am di am Penda Saliou di am Amina Poté di am Soxna di am Thiat ak Doudou caméraman sama champion bi comme ni ma koy waxee maam Alaaji kenn du moom sama sëriñ bi moom tamit moo koy béggee bu baax a baax di béggee ñëpp di leen neen ñeen téer yi ñëw leen su loolu dañuy dagg télé bi de dootuñu liggéeyati de mu ngi noonu Penda Saliou nga tàggatoog askan gi tàggatoog télé gi ñëpp kontaan Samba dañuy gërëm suñuy caméraman ku mel ni Doudou comme ni nga ko waxee daanaan maam Alaaji ak Omar Junior ndax dañuy ñu baax ndax di ànd ak débutante ba pare comprendre ko dafa metti dëgg la kon ñoom dañ leen di sant di leen gërëm di ñaanal sama wasila Serigne Saliou Ndigal Thioune yàlla na fi yàgg loolu te wér jërëjëf ndax ci bàyyam balaa jokk woon Serigne Cheikh Béthio ki Serigne Saliou ne woon yaay man maye yow jàpp ci yow muy dëgg-dëgg jàpp ci man dëgg la dëggal pété day xañe wërsëg kooku laa bëgg kooku laa safoo mu jugee fi yàlla na yàlla yokki leeram ma ànd ak doomam Serigne Saliou Ndigal Thioune barke Serigne Touba ante waatu wàccees muy mel ni tey daal bég nañ fin d'année bi daal neex na sant yàlla ñuy ñaan 2022 yokk ba yëg ko jërëjëf acca mu ngi noonu koo koy fin d'année nee naa leen plateau di jëmbës xale yëngal gësam xale coppin tans du soppee Serigne Babacar Sy almaxtum bi nee naa la doomu Ousmane Ali Baro baa ngi nii doomu Jaari Saw baa ngi nii nee naa la ki ragalul dara ci laay fam ki nga xam ne dawul yota nee naa la ci RTT TV ak di jëmbës dara du doy du nuyuwaale nee naa la Maguette Touré ba mu nekk ba R100 ma koy béggee bu baax a baax ak yaayam ju baax ji borom le 16 rek ma koy béggee moom tamit 16 janvier 2022 mu war a def anniversaire am ñu naan ko dundal loo dund doyul yaay booy yaayu Maguette di ko naan dundal chéri Pape Touré ma naan ko dundal Amina tamit sama xarit bi ki nga xam ni moo gaaw ci man di ko béggee bu baax a baax di béggee képp koo xam ne rek gunge nga ma woon ci si bés bi tey muy bésu fin d'année ak plateau waa RTT sama 2021 di leen béggee képp koo xam ne rek yaa ngi safoo di seetaan di jëmbës borom RTT suba vendredi bi dara du yomb 2022 bi 31 décembre bi xoolal am jàppal ay dóoral ay mu ngi noonu acca